asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di bëggee ñoo ngi amaan mbégte mu rëy ci dellu siwaat ak yéen ci seen émission bu mag bi di Access Media di amee ci télé bu mag bi émission bi am altine ba ajjuma ci waxtu wi ñu amaan mbégte lool ci dellu siwaat ci ak yéen niñ ko baaxoo defee fas ko yéenee jéem a firee ko faram fàccee waxtaane article bi nga xam ne waajal nañ ko indi ko jaajëfalaat leen bu baax a baax nuyu leen delluwaat nuyu bu baax suñu partenaire bi ñu àndal di Kids Place ndokkeel mboolem ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee bégaat ci dellu siwaat ak yéen ànd ak sama chroniqueur yi sama chroniqueuse yu ñaawut yi ci plateau bi ànd ak sama invité dana ñëw ak moom ci deuxième partie émission bi lu gën a yaatu waaye bala ñoo gën a sori damay bàyyi ak waa plateau bi ñu nuyonte ak yéen ñi daal di dugg ci li ñu war a waxtaane tey jii soxna Khoudia Silla moo def jàmm rek yaa ngi am jàmm alhamdulilah tey di xaw nga ma sore boobu waaw xam nga sore bi kat nee nañ ñu xaw a sore rek moo tax waaw noonu lañ def ba sore nañ lool rek waaw ku gis taabal ji xam ne yaraax nañ tey waaw moom alhamdulilah situation oblige waaw situation oblige nañ ci def rek waaw moo gën c'est ça maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp képp ku toog si plateau bi maa ngi lay nuyu di dalal tamit suñu invité bi di ko wax na dalal jàmm suñu émission Access Media jërëjëf di beral loxo tamit suñu téléspectateurs yi ñu tàmbali si saan wala RTS 2 surtout couple bi nag monsieur Diouf ak madame Diouf xam nga bee paase dama demoon di nduggi waaw ma gis leen nag ndeysaan ñu kontaan trop si émission bi nee na ñu ngi ñuy suivre ku nekk nag tudd nañu sa tur vraiment ñu ngi ñuy suivre chaque jour boobu ba léegi waaw ñu leen di nuyu bu baax waaw jërëjëf nga ne couple bi daan couple Diouf ah waaw Diouf monsieur et madame Diouf kon ay Dioufeen lañ ah séeréer yi ñoo ngi leen di nuyu Seynabou nuyu naa la Mbacke maa ngi laa fay Mbow baa yaa ngi ci jàmm bu baax jàmm rek nuyu naa la nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp c'est toujours un plaisir comme ni ko Khoudia waxee léegi bokk ak yéen plateau bi di nuyu mbokk téléspectateurs yi ñoom it bu baax a baax ñoom ñu ñuy gunge comme ni ko Khoudia waxee ñu ñuy gunge ñu ñuy gën a encouragé vraiment di dalal suñu gan bi moom it bu baax a baax naan ko dalal jàmm si plateau Access Media jërëjëf Seynabou Profa waaw Mbacke maa ngi lay nuyu waaye jërëjëf di nuyu ma bokkal plateau bi di wax suñu gan bi welcome ci plateau bi di nuyu suñu téléspectateurs yi di leen baalu wax ci wax ji yenn saa nga wax loo xam ne nit day toog këram gën la ko xam yenn saa nga wax loo xam ne daf ne da ngay juum ndax nit kese lañu. et surtout di nuyu sama gars yi market man yi. parce que xam naa ni temps yi ma métti na ci ñoom. ndax fu mu ne nii ak corona bi gars yi moom xam naa ni moom. market bi doxul daal. wallaay ñu wax daal président na gestu market man yi quoi parce que. nuñ ko wax nuñ ko waxee ci jur gi la bokk nuñ ko wax de mbaam gàtt na mais ci jur gi la bokk quoi waaw président moom bu fàttaliku loolu market man gi ci jur gi lañ bokk quoi d'accord waaw secteur informel jërëjëf professeur waaw professeur waaw Amir ñuy ziar waaw di comme li ko jow maa yow de toll na leen dara ak Dakar waaw léegi nii kay moom man maa ngi ci la def léegi waaw toll na leen dara ak Dakar de léegi maa ngi ci la ni wax ñëw ci yàlla corona daal dox la ci diggante yi rek bilaay wallaay so welcome back to another Access Media talk show live and artist one di nuyu ñëpp di ziar ñëpp comme ni ma koy wax à chaque fois mbaa yéen a ngi raxasu di moytu dajaloo yeeg yooyu noonu daal ndax léegi nii moom li may wax rek yéen da ngeen war a ne si jàmm ñun ñu ne si jàmm ñu ko ne di bëggalante daal muy lu am solo di dalal suñu gan bu baax a baax di leen wax tamit ne am na ñetti titres yu ñu maye comme album bi dañ ko repoussé am na ñetti titres yu ñu maye si site bi www.ninkinank.com da lu ngeen déglu gratuit ndeysaan jërëjëf mi ngoogu Papa Andalaay Mbacke Sylla maa ngi lay nuyu. jërëjëf Mbacke Sylla maa ngi nuyu ñu ma bokkal plateau bi ñu ma bokkal waxtaan. yow la fi nekk bu ko joxee kàddu gi mu ne jërëjëf Mbacke Sylla. waaw man baal naa waaw dafay wane tamit ne nit ñi dañu war a raxasu pour man dafay tooñ mais yow noonu nga koy defee. waaw garaaw tey dañ koy gën a dolli sax pour nit ñi ñuy fàttali bu raxasu bi ne dañoo war a raxasu ndax feebar bi moo tax bàyyi nga def maa ngi nuyu ñu ma bokkal waxtaan bi di nuyu fépp fu nit nekk ci àdduna bi di ñu seetaan di ñu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay bàyyi xel maa ngi kii tamit maa ngi nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi di leen ndokkeel di def comme ni Papa sa def fi mu jaar laay jaar muy fàttali nit ñi mesures yi nga xamante ne teg nañ ko suñu jàmm la ñun ñëpp kenn ku si nekk li ñu la sant def ko te nga toog sa kër restez chez vous bi nag ñiy toog seen kër ñi génn si mbedd bi naan restez chez vous nañu bàyyi xel ne ñoom dañoo war a toog si lañ bokk di dalal suñu gan di ko wax dalal ak jàmm si plateau ak si jërëjëf Andalaay it Serifa nuyoo bi am na solo suñu gan ni ngeen ko dalalee yéen ñëpp mooy sëñ Modou Niang bu Touba TV sëñ Modou ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Serigne Mbacke. jërëjëf maa ngi leen di nuyu mbokk yi nekk ci plateau bépp te nuyu tamit Sénégalais yi te di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu sàmm réew mi tamit lii nga xam ne nii moo fi feeñ yàlla suñu borom arrêté ko. te di wax ne réew la moo xam ne fii mu toll dafa laaj ñëpp nekk benn bokk ndey bokk bàyyi ndax ñu faral di wax ni maanaam situation exceptionnelle dafay laaj des mesures exceptionnelles moo tax yi ñu jël nañ ci jàppale état bi ñu ngi leen di
nuyu baax di leen siyaare tey rafetlu dalal gi te di bañ a guddal ci. macha allah nuyoo yi am na solo sëñ Modou dana ñëw ak moom ci deuxième partie yu émission bi waxtaan ci lu yaatoo yaatu jaajëfal leen bu baax a baax ci ni ngeen nuyoo dafa mel ne preuve wala pëpp mi ngi koy junju preuve yi mi ngi koy junju ca ambulant yooyu nga xam ne ñoom lay nuyu waaye itam loolu la ñuy ubbee sax émission bi ndax xam ngeen ne jamono ju nekk rek ak lañ ca war a wax waaye jamono ji wax ji moom lenn rek la mooy Covid 19 bi nga xamante ne lëmbaaji na àdduna ba. suñu réew it jot ci wàll woo xamante ne jéggi na dayoo gis nañ njiitu réew mi sax dogal yi nga xamante ne jël na ko ci loolu yëpp nag ñeelaat askan wi ndax olof yi ñooy wax ne ku la ne sangul sab taar la bëgg xujja waaw sëñ Mbacke ni nga ko waxee noonu la parce que foog naa ne fi mu nekk nii kër gu nekk si état bokk nga décision yi moom dëgg la ñoom état mën nañu jàppale wax ni lan la ñu war def mais ku nekk sa kër yow yaa am sa responsabilité boobu ñoom dañuy joxe yoon bi rek bi nit ñi war jaar mais yenn détails yi état mënul ñëw si kër gu nekk ni la defal nii donc ku nekk si kër gi yow war nga xam yow nan nga mënee aar sa bopp aar sa njaboot surtout man damay wax mooy personnel domestique bi maanaam ñiy liggéey si biir kër yi jànq yi il faut ñu waxtaan ak ñoom vraiment bu mënul ñàkk dañuy waxtaan ak ñoom ba loolu sax ñu toog fanaan benn yoon ba lii passé bañ a wàcc dem ak ñëw waaw bañ dem di ñëw parce que yow mën nga aar sa bopp mais nit kii di dem di ñëw mën na la indil jàngoro joo xam ne doo xam foo koy waxee donc ñu waxtaan ak ñoom rek ku mënul toog sa kër ñu bàyyi ko rek mu dem ba affaire yi dal mu jeex tàkk ñëw liggéey waat parce que liggéey moom du wees voilà heure boo ñëwee rek mën nga ko def effectivement aussi jigéen ñi xam nga ñu di bëgg ay takkaay lu jëm si ay bàgg ak yooyu ku xool sama loxo yi tey am naa loo métti loxo yaa ngi nii wéet dara nekk amul bàgg de parce que boo raxasoo di nga dindi sa bàgg bi nga teg nga raxasu ba set nga jëlaat bàgg bi nga danga koy solaat te yow bàgg bi xamoo lan moo ci nekk donc nañu muñ rek ba loolu yëpp jeex ñu soog def suñu ay takkaay man daal fii laa ko yemale ci kaw nga xam ne bu ma raxasoo ba set daal fomp affaire yi wow koom def diggante ñaari baaraam yi mu jeex ma xam ne sama xel dal voilà man kay ci affaire bi sax ci laa xamee ne raxasu sax ndeke dañ koy jàng bari na ñuy raxasu ndeke dañuy tooylu rek waaye dëgg-dëgg sax mënuñoo raxasu dëgg la sëñ Mbacke parce que di nga def jël ndox laal nii rek raxasu foog ne jeex na mais 30 secondes da nga war bomb bu baax diggante loxo yi ak fii si digg bi nga dindi yëpp bu mu set nga fomp ba mu wow nga soog a def sa gel noonu de lañ ko waxee yombut de waaye nag léeg-léeg sax ñu ne dañuy xeex ak moom waaye xuma dañuy xeex ak moom xuma dañuy bëree ak moom xuma dañ koy naxtaan xuma dañ koy yollu ngar waaye luñ ko mën def daal na fi jógee rek nabu waaw xujja li mu wax dafa am solo parce que responsabilité individuelle la ñu wax te raxasu bi yaa ngi koy wax léegi nii du n'importe comment nga war a raxasu parce que am na sax secteur yooyu dugg yaay gis ñu teg paan def sa ndox teg ku ñëw jël sa loxo dugal ci biir alors que c'est pas ça raxas bi dafa waroo yokk tilim da nga war a dindi tilim mais waroo yokk tilim responsabilité individuelle la parce que feebar boo xam ne yow su la dalee di nga lor sa njaboot loolu war nañ ci bàyyiwaat xel bu baax waaw boole ci surtout man li may insister mooy chaque jour su fekkee ne mandarga yi nga xam ne chaque jour ñu ngi koy wax seetlu nga ko wala seetlu nga ko kenn ci sa njaboot bu ko yóbbu hôpital mais bu fekkee mbir la boo xam ne ma nga ci loraal say njaboot loraal say dëkkandoo loraal ñi ngay bokk bokkal oto ñi ngay romb ci mbedd meek nangam sangam donc man je me dis jusque rek jamonoy responsabilité lañ toll am fullaay dund sa bakkan bu la kenn gën a bëgg donc pour man loolu mooy li njëkk ñaareel bi mooy tamit sama jeune mbokk jeune laay wax comme ñun ñoo tàmm ñun taxawal guddi gi non sama xam nga ñun xam ne suñu bopp ñun waa surtout ñun waa banlieue bi gars yi jàpp lañ ci temps bu ndaw la li may wax gars yi mieux vaut ñu jaayante ko ngeen toog ci temps bu ndaw mbir yi dal après ñu continuer suñu life moo gën après yeneen parce que li may wax ñun suñu déem daa ndaw te ñëpp ay mbokk lañ yéen lay ñaay wax ju fi effectivement moom kay couvre-feu bi xam naa bu doon li nit ñi di wàcce di liggéeyee di ñibbi dañuy wàccee heure bi sax ba mu gën a teel parce que 20 heures moom ñi doxut farata ñu ci baree bari ñi doon dox farata dana leen fekk seen biir kër 20 heures ba 6 heures de matin moom wax dëgg yàlla fekkoon na nit ñi ci biir kër yi xam naa bu ñu ko defee noonu mooy ku doxatul lu mënta ñàkk lu dul farata da ngaa war a jekki ndax it loolu baax na mag ñi dañ daan wax naan reer tëdd mooy wàllu reer ndoxi kon nag ku yebu reer tëdd ànd laay waaw Mbaye Sylla man de côté bi may waxee mooy ne li ma waxoon keroog laay waxaat déjà muy fu mu toll nii affaire bi dafa war a nekk benn responsabilité collectivement individuelle donc ñun ñi nga xamante ne ba léegi ñi ngi ci biir réew mi te am na ñoo xamante ne ba léegi gëmaguñu ne feebar bi am na dañu war a yeew parce que man pour man dañu war a jël exemple ci Italie bu ñu xoolee ñoom Italie fu mu toll nii ñoom fu ñu toll rek ñun war nañu yeewu te jël suñuy responsabilité surtout jeunesse bi foofu sa laal am na ñu ci bëri ñoo xamante ne foo lañ ko jàppee couvre-feu bi ñuy wax démb maa ngi gis ay vidéo ñu dugg ci ay mbuus di raam naan dañuy génn am ñu naan borom cere bi 21h lay ñëw donc ñoom ñi ngi kaf ba léegi
donc xamaguñ ne dañoo war a yeewu war a xeex ak feebar bi ndax feebar bi fu mu toll nii guerre la donc il faut que ñu bàyyi caaxaan yi jël lépp teg de côté président bi génn na ba wax parce que moom en amont xam na gravité situation bi muy génn di wax ak ñun xamuñu li nga xamante ne moom moo xew si réseaux sociaux yi la ñuy basé wu information bi ñu am valable donc ki nga xamante ne moom mooy génn di wax ak ñun wax ji waruñu ko soofantal dañu war a dépasser fu mu toll nii di banaliser feebar bi ndax feebar bi mi ngi lor ci àdduna donc il faut ñu yeewu xeex ak feebar bi mbàgg si man daal noonu laa gisee ñu bàyyi caaxaan yi teg ko de côté ba affaire yi rek wallaay li nga wax kay am na solo xam naa ne ñi gouverner ak ñi opposé wu ak ñi ne ci société civile gannaaw ñëpp sax teg nañ lépp loo xam ne amoon na ak lu ñu daan waxtaane ci diggante yi def yëf yi mu nekk yitte ji aw askan moom bu ñu yëgul ne feebar nañ duñ mën a faju faaw ñu yëg ne lii lu sérieux la kenn ku nekk maanaam yee li nelaw ci moom ci wàllu yëg-yëg door a mën a muccal ñi nga xamante ne ñoo dëkkee réew mi ñëpp loolu dina am solo lool sëñ Modou. waaw man de li ma ci wax rek comme li ci mbokk yi wax fi ne jamono ji ñu toll maanaam dafay laaj une forte campagne de sensibilisation accompagnée par tous les acteurs de la République du Sénégal tous les jeunes rawatina ndaw ñi wax na ko léegi toutes les femmes toutes les confessions religieuses rawatina ñi nekk ci mbirum diine te man ñu mën maa considérer ne ci maanaam pàcc boobu la bokk kon am na lu ma ci mën a wax te it def nañ ci ay diir bu yàgg ci gëstu diine ñeenti at Mauritanie ak suñ dund gépp mën naa ni ba loolu ci loolu moo tax may rafetlu benn communiqué bu ma gisoon ay boroom xam-xam yu nekk Égypte def ko ñu wax ni feebar bi gannaaw bu ñu maanaam liiree mbooleem rapport ak communiqué yi ci ñi yëngu ci wàllu médecin wax ci ne feebar bi ni muy déplacé dafa gaaw ñaara day tamit ku mu dal mën ngaa am maanaam mandarga yi wane ne dal la yow mën nga koo bañ a xam ci boo ko xamut mën ngay déplacé du dem fu la neex ci loolu moo tax ñoom Égypte ñu jël décision ci ne mbooleem jàkka yi ci Égypte dañ koo fermé ci ne lii di julli ajjuma du fa am julli mbooloo du fa am loolu nag bu ñu ko defee defuñu ko rek maanaam ne dañ ko war a def mais dañoo déglu ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu médecine ñu daat koy jël daat koy def ci loolu moo tax fii ci Sénégal day baax lool ñi nga xamante ni ñoo jiite diine ji di moytuloo nit ñi li nga xam ne mooy ndaje yu bari ndax kenn nit kese maanaam benn nit mën naa taxawal am réew te moom mooy porter maladie bi di tasaaroo nga fay muy tasaaroo ci nit ñi ci loolu mooy tax dañoo war a def maanaam attention bu baax a baax a baax mooy tandiku li nga xam ne nii moo di daje yi te it di diglu ñi nga xam ne ñooy médecin yi lu am solo nga wax sëñ lu am solo la wax fi mu daaneele noonu bala maa ñëw ci article bi nga xam ne war nañ ko cee toftal ñun ñëpp gis nañ ay bis yi ñu génn ci ajuma ji que ne julli jumaa moom xam naa ñu bare bari bu ñu leen waxoon ne leen danañ dund Sénégal bañ ne duñ ko def dana rëy ci ñoom waaye biñ koy def itam yaa ngi gisaat li muy junj léegi ñàkk gee déggoo gi nga xam ne am na ci ginnaaw bi ñu jullee ba noppi coow yu bari am na jàkke yu bari jamono ji julliwuñ waxtu yi juróom dañuy nodd nag waaye bu ñu noddee wax ne ni ngeen jullee ci seen i kër loolu moom defe naa dina ji prévoir na ko ak yu bëree bëri. ajjuma bi passé bi ma xoolee réseaux sociaux yi en fait xaw naa am tuuti njàqare am tuuti njàqare ndax gis naa ñu bëri ñoo xam ne dañuy braver noonu du c'est pas une interdiction boo xam ne loi lañ ko bind genre di mais juste que maanaam xam nga réew wala dëkk daa am fu muy toll foo xam ne maanaam da ngay parfois sax maanaam da ngay priver sa bopp sax yenn mbir yi ba situation bi amélioré wu pour nga mën a def lii donc maanaam xam nga tey jii Sénégal ku fi taxaw naan waruñu julli ci jàkk ji waruñu julli ajuma loolu ay waxu kese donc xam nañu Sénégal maanaam sénégalais yi ku confession bu nekk nag ku ci nekk fi nga teg sa diine daa sori donc maanaam situation bi moo laaj lii lépp loo gis situation la maanaam bu nit ñi jàpp seen maay ne non dañ bëgg a combattre religion yeeg ay nangam sàngam feebar la. na jàkka yi noddu. non feebar la point. c'est bien leer na. waaw xam nga dafa mel couleur kenn bi laa bëgg a indi man. il faut ñu jàpp benn nit ñi dañu ute. dañoo ute unanimité. ñëpp d'accord ci dara amu ci
amul ci at. mais su dee jotee non dëgg ma loolu. wala dee di fukki ci buntu bi même dee laa bu fukki ci buntu bi. dina am ne ñu ne du moom. dëgg la nit moo mel noonu. dëgg la unanimité moom amul ci àdduna. c'est vrai ñi d'accord ci dara amul fenn. parce que man gis naa léegi nag li ñuy ñaan. mooy la majorité ñi ëpp ci nit ñi. buñ ko nangoo rek affaire bi dina jàpp. bu xasee ba nekk yoon sax. maanaam kilifa yi moom. buñ jëlee ay dogal. imaam yi ànd ci. ñi yor kàddu yi ànd ci. léegi nag am professeur mu toog keru xam di ñaxtoog yooyu. loolu moo ko àdduna ànd ku rey ginaar sax bàyyi ko mu wéqu. xëy na loo ci bëgg a doon fi jeexalee rek mooy chloroquine bi. chloroquine. waaw da ngay gis koo xam ne daa force ci weewu bëy rek ne chloroquine day fekk coronavirus. waaw ñëpp daw uti ko. léegi ña nga xam ne dañoo feebar dëggantaan. te chloroquine bokkoon seen traitement ñooñu la ñuy gën a lor parce que bari na traitement yoo xam ne dañ ci dugal chloroquine. léegi ñooñu ñoo gën a am problème te sax su fekkee ne day fekk. wa dëgg fa yàlla sa faj balawee du si prévention bi. amagoo ko loo koy naane. soo ko amee kañ nga. te ñaanoo yàlla am lu mu bokk ak Nivaquine bi naan taaboy. bañ en fait ñoom ñaar ñëpp si soo amee paludisme ba dañ la koy jox nga naan ko. donc xam naa looloo tax rek ñu naan Nivaquine naan chloroquine. mais man dama jàpp ne même su fekkee ne day faj. du si prévention bi du ñu soo ko amul nga koy naan. loolu daal jàpp naa ne daal war nañ koo moytu daal. li nga wax ne dafa am solo sax parce que médecin français bi ko def dafa faj 25 patients utilisant chloroquine. léegi gars yi nekkoon nag 25 doyul. pour nga wax ne que kii bi. pour mu nekk nattukaay effectivement. est-ce que moom rek la utiliser. waaw non daf ko boole ak benn antibiotique. benn combinaison la quoi. mais base bi à base de chloroquine la. Marseille la nekk léegi nag ci loolu même le président américain wax na ci ba xaxabal ci. mais jar naa poussé nag comme mais léegi doon na nañ ko mais léegi gars yi ne war nañ ko poussé mais problème bi mooy ni que. mais CDC nga xam ne mooy wàllu ci àdduna Amérique ci wàllu lépp. ñoom dañ ne d'accord ñu ci loolu. d'accord léegi nag loolu mooy indi wax ci chloroquine bi mu nekk. am na xaaral bu bëri ci àdduna. ay kon ñu dem ci article bi. bi nga xamante ne tiim nañ ko moom itam war koo toftal ci yi nga xam ne moom la ñuy waxtaane parce que access média lañ wax. moo tax ñaare yi muy waxtaane yëpp da koy jële ci média yi ni ma koy waxee da koy jële ci télé yi di ko jële ci rajo yi wala site internet yi. waaye itam média yi itam fi mu ne lépp lu mu ràbbu dana ci rax xew-xew jamono bii nga xam ne moo xew moo tax bu fi ñëwut ne ab article wala ab émission it daanaka day pàcc boo xamante ne kenn mënu koo teggi loo jaar-jaar dañ ci xuus te mooy xew-xew bi nga xam ne moo xew di ndokkeelaat bu baax a baax njiitu réew mi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci état bu jàmp bii ñu jël maanaam situation bu jàmp rek mooy état urgence nga xam ne amatul lu ñuy waajal wala di ko jaarale ci yenn virage yu bari yi waaye lenn lu ne dañuy xool fa mu gën a gàtte ñu jaare ko fa dogal ko ndax feebar daa mënta xaar ba suba àndalaa it waa APS lan lañu indi waa APSD dañoo indi li nga xamante ne moom la suñu police nationale bi xamle muy ñi ngi def comme titre la police vante sa stratégie globale de réduction du sentiment d'insécurité maanaam waa police nationale dañoo xamle ne jamono ji ñoom am nañ ay jumtukaay yu bëri yoo xamante ne dinañ assurer li nga xamante ne moom mooy suñu sécurité mooy suñu kaaraange ba ci ginnaaw loolu dañoo xam ne am nañ benn maîtrise si lu jëm ci délinquance ak criminalité urbaine dañ ko xamle ci benn à travers benn communiqué boo xamante ne waa bureau des relations publiques de la police nationale ñoom ñoo ko def ñu xam ne non seulement am na benn présence quotidienne bi ñuy def sur le terrain ñu ngi wàcc sur le terrain pour am lu gis-gis bu leen gën a leer ci ni ñu mën a def ba indi sécurité ak am nañ tamit benn mutualisation ay moyens yoo xamante ne ci diggante yenn commissariat yi la ak yenn sûreté urbaine yi donc loolu permettre na leen ñu am comme njeexital benn maîtrise si lu jëm ci délinquance ak criminalité urbaine donc xamle nañ waa bureau des relations publiques de la police nationale xamle nañ ne tamit ci plan national maanaam ci mois de janvier 2020 bi lu jëm ci délits yi ak crimes yi dafa toll woon ci hauteur 90% contre 100% si février 2020 donc loolu mooy xam ne sûreté urbaine yi bu commissariat central de Dakar ak yeneen service régional de sécurité publique ñoom am nañ ay résultats yu satisfaisant jamono ji donc loolu mooy wane ne suñu police bi mi ngi def liggéey bu mucc ayib ginnaaw ba ñu defee saisie wu 300 kilogrammes boo xamante ne 150 blocs wu ñaari kilogrammes mu chanvre indien lañ daal di saisir 22 janvier fële ca gare routière u Beaux Maraîchers wu Pikine ci benn bus lañ ko jëlee boo xamante ne dafa jóge woon Mali saisir nañ tamit 150 tonnes de riz boo xamante ne dafa impropre ci consommation maanaam tey na xel ci jëfandikoo ko ñi ngi ko jëlee ci benn ci rue Tolbiac mooy Dakar la nekk waaw Tolbiac ak démantèlement wu courant
ci weeru février 2020 am na tamit benn bande boo xamante ne 10 individus lañ ñoom seen xam-xam dafa màcc si wàllum braquage ñoom daal maanaam ay magasin dañuy dugg di braquer maanaam di sàcc li nga xamante ne moom mooy denrée alimentaire yi dafa reetaanlu sax parfois am na yoon te bu ñu la koy expliqué da nga naan ndax lii Sénégal la wala ñun film yi ñuy seetaan dafa dem ba daal di wëlbati suñuy xel yi ak suñuy jikko yi ay acteurs lañ ci film yi ay acteurs lañ ba pare propriétaire magasin yooyu noonu ñoom dañoo xam ne ñoom ñàkk nañ ci jël yu jëm bu ñu ko xaymawee toll na si 100 millions ci ñoom li ñu ñàkk bu ñu ko évaluer donc saisir nañ tamit 3 tonnes de produits agroalimentaires boo xamante ne tamit dafa impropre si consommation tamit def nañ benn interpellation benn bande tamit boo xamante ne 7 malfaiteurs lañ ñoom seen xam-xam dafa màcc ci wàllum cambriolage te ñoom ñi ngi koy defee ci via système informatique ñoom dañuy daal di njuuj njaaj daal ci wàllu boobu ak kenn koo xamante ne mi ngi tudd Yankoba Diagouraga moom dañ ko daal di poignardé woon dañ ko jamoon fële ne ca rue Médina ak yeneen interpellation yoo xamante ne am nañ ko ñooñu noonu nga xam ne dañ via système informatique dañ leen jàpp ñoom ñu ngi leen jàppee ci 7 yi ñu ngi leen jàppee ci gàddaay 10 yi ñu ngi leen jàppee ci jaxaay donc loolu article bi xamal nañu maanaam processus bi nga xamante ne moom la waa police nationale amal jamono ji pour indil ñu li nga xamante ne moom mooy kaaraange donc ñun bu ñu demee bay nelaw ci jàmm ak salaam donc mën nañ jàpp ne police nationale ñoom ñooy def liggéey bu mucc ayib donc loolu moo waral ba ñun ñu daal di feet si article bi am na solo day mel ne police kon moo doon natt ay koogam rek moo natt li nga xam ne moom la jot a def indi yu bëree bëri yoo xamante ne ci wàllu sécurité la xam naa buñ ci duggee ba gën a koo toj ba kenn ku ne joxee ci avion dana ñëwaat ba gën a yaatu ndax liñ doon laytaayee léegi jotaay bi jëm ci couvre-feu jëm ci tegaat nit ñi ci yoon jëm ci yaraat askan wi loolu yëpp ñoom ñooy jumtukaay bi nga xam ne ñooy jàpmaarloo ak nit ñi ngir mën a xeex loolu noo traduire état d'urgence ci wolof maanaam mooy nguur gu jàmp rek nguur gu jàmp xam nga urgence mooy lu jàmp jërëjëf ci traduction bi alors article bi agence de presse sénégalaise moo ko indi mu tuddee ko la police se vante sa stratégie globale de réduction du sentiment d'insécurité moom daal njàmbaaram lay kii daal man damaa jàpp ne on peut pas être juge et partie on peut pas se vanter de ses prouesses nul n'a le droit de se vanter de ses mérites maanaam ñoom li ñuy wax ne waaw li ñuy wax nañu xaar ñun ñu waxal leen ko bon waaw dañ ñu fi nekkal ñun askan bi ñu ngi xeex di def seen liggéey ñun ñooy natt ne wax dëgg fa yàlla police lii ñuy def nii mu ngi ci yoon que franchement li ce qu'on attend de ñu ngi koy def léegi bi ñu ko waxee nii gis nga ne kii na non man sama sentiment moom ba ma ko liiree tak loolu laa ñu ko gis da ngaa gis ne ñii daal ñooy fóot seen bopp parce que man damaa jàpp ne nit voilà saabu du fóot boppam waaw loolu laa jàpp mais dans tous les cas je suis d'accord je suis en phase ak ñoom waaw parce que soo seetloo jamono yi bu njëkk temps yee passé jamono yi ñu weesu da nga doon sentir insécurité fépp foo jëm am na quartier yoo xam ne sax dañ leen doon étiqueté insécurité mais léegi wàññeeku na bu baax soo demee ba ci place publique yi doo dem ci place par exemple damay joxe exemple place du souvenir soriwul Clodel dañ fa doon doxantu di dem des fois mais mënoo génn dem place du souvenir ba dem te gisoo policier bu ñëw laaj nga sa carte donc dañuy vérifier carte d'identité yi déjà loolu c'est dissuasif parce que borom malfaiteur bi wala defkatu ñaawteef bi su sentiree loolu dina reculer waat dina bàyyiwaat xelam bu baax fa lay jaaree sa uti liggéey xam ne lii doxleetuma secteur bi baaxul parce que doxlewuma policier yaa ngi fi dem uti liggéey yooyu matukaay yooyu noonu dafa am solo boole ci li ànd doon wax sànq point boobu daf ma xaw a touché 150 tonnes de riz impropre à la consommation imagine rek 150 tonnes yooyu duggoon ci biir askan bi fu ñu jëm ci lekkin bi fu ñu jëm déjà loolu dañ leen ci félicité bu baax a baax a baax soo demee avenue Cheikh Anta Diop désordre ba fa doon am léegi amatu fa artère ville bi yëpp fépp foo dem yaa ngi fa fekk ay policiers yoo xam ne dañuy taxaw di xool kaaraange réew mi loolu dafa am solo lool benn point bi may wax rek mooy violence bi ñu jaaxal fan yi beneen forme de violence bi kay mooy violence interne bi ñuy am violence yi ngay dégg crime passionnel yi ngay dégg ak yu nekk te boobu moom police crime passionnel mooy lan maanaam nga bëgg nit ki ba mu jaral la nga rey waaw te loolu police mënu ci dara je pense que ne fan yi moom violence yooyu ngay dégg ak ay violé nañ ko jigéen ki rey nañ ko jigéen ki boobu moom police mënu ci dara boobu xanaa ñun ñooy ñaaxaat suñu bopp rek
xam ne seytaane mu ngi dugg ci diggante yi ñu muslu ci moom jéem a gën a bëggante waat parce que soo demee ba ñaar ñu bokk ndey ak baay waaw bàyyi na ku bëgg nit wax ne bëgg naa ko te muy dëgg ku bëggul nit bàyyi ko bañ a lekk li mu yor naxante bi waaw loolu tamit am na de sama mbokk jigéen mais ak nu mënti demee soo demee ba fekk ñaar ñu bëggante woon passionnément rayante am ca nga xam ne kii ànduloon ak sagoom doonatuloon nit moment ba mu koy def donc loolu seytaane moo am doole moo ci nekk la woykat boo xoon rek bëgg naa la mu ne bëgguma la jërul jooy wala jërul ñaaw jëru ko léegi du ma politicien mu ne kenn nekk politicien day politique xool fu mu commencé non man je donne mes non bàyyi jàmbur wax abim rek non mais au début tak quand tu vois la police yow nga ne artiste bi dëgg la toog ba sax léegi yaa ngi li ma wax dafa leer politicien nga léegi li ma wax dafa leer professeur parce que au début tak quand tu vois que la police se vante de ses prouesses yow sa sentiment mooy que ne c'est pas à lui de se vanter on peut pas être juge et parti man loolu laa jàpp mais nag bi ma xoolaatee ba ci biir non loolu njàngat la li mu def nii itam lu baax la bi ma xoolaatee ba ci biir day wane li ko ci kii ak li ko ci kii donc bi ma xoolaatee ba ci biir je suis en phase ak ñoom fi may jeexalee rek mooy violence interne yi may wax parce que soo demee ba gis ñaari nit ñu bokk ndey ak baay nga dégg ci rayante man cee am nga war a xam ne foofu seytaane ñuy moom daal mu ngi ëpp doole ñu gën a ñaaxaat askan bi ci loolu rek violence du ñun Sénégal teraanga la ñu xam foo kafre comme ni ko professeur di waxee tout est amour je pense que loolu la ñuy xeex te loolu moom du rôle police moom li mu war a def mu ngi koy def ñu ngi sentir bu baax que ne insécurité bi wàññeeku na nit ñi seen xel a ngi dal ñu ngi mën a circuler normalement voilà lu am solo nga wax àdduna moom xam nga li koy doxal lépp jàppal ma jàpp la xëy na mooy tojaange yu fés yooyu féttéerlu googu ci pénc mi loolu moom police day ñëw jàpp waaye yi am ci biir kër gi ak mentalité nit ñi nii nga def nii ñu di ko jéem a def mooy di waxtaan di delloosi waat nit ñi di nangam mooy tax ba nit day nit booy dund da ngay wax léeg-léeg lii amul solo gis nga amul solo nit ki faaw mu koy wax loolu mooy jëllale rek yenn yi ngay bàyyi muy jàll waaye ku la ko dëbin nga rokkin ko moom jàmm du am mukk ci penc mi day wax xat de xujja en fait man damay rafetlu article bi parce que moo liiree bu baax li ñu wax ñoom dañuy bëgg tasaare ñoom seen stratégie maanaam Seynabou mi ngi ko doon wax sànq nee na boo daan dem corniche ba léegi sax da nga koy gis da ngay gis ne ñoom di fay nekk di laaj ñii seen pièce d'identité mais je pense que ñoom seen problème mooy si artères yi rek li ñuy yem maanaam tali yi ñuy di tàmm dem mais il faut ñuy dugg si ruqaat yi si biir kër yi parce que foog naa ne population bi am nañ droit sentir ni ñoom ñu ngi si sécurité parce que di nga dem si quartier yoo xam ne du am xëy na éclairage bi war am wala mu guddi mais doo gis jamais ay ronde alors que ronde warul yem rek si tali yi dafa war dugg ba si biir quartier yi ni ñuy sentir présence police bi je pense que foofu li war gën accès seen ay action donc vraiment maa ngi rafetlu li ñuy def parce que ñu ngi si benn plan maanaam di yokk ñoom seen kaaraange jëmale ko si population te aussi man je pense que famille yi ñoom il faut ñu impliqué wu maanaam ñu lëkkaloo ak police parce que di nga dem si quartier nga gis ay groupe xale yu góor yow da lay leer nit ñi li ñuy def ni xëy na ay trafiquant lañ ñu ngi si drogue bi wala ñu ngi si leneen mais nit ñi di leen di gis mais di leen si bàyyi waaw ñëpp ragal voilà ne damaa maandu wala du ma dugg lu sama yoon nekkul waaw voilà dañuy wax sax damay maandu mais wala souvent dañuy nekk ñoo xam ne si koñ bi la ñu dëkk seen parents ñi ngi foofu mais sa doom foog naa ne boo ko gisee mu nekk si loo xam ne vraiment nekkul si yoon da nga ko si war jàppale mais doo ko ci bàyyi mu gën dugg donc il faut que ñuy dénoncer di dem police xëy na doo wax si anonymat ngay nekk doo wax sa tur wala fan nga nekk mais nga ni telle personne mi ngi fii bu guddee ñoom ñi ngi foofu di def di jaay ay affaires yoo xam ne dëppawul ak yoon mais ñu dénoncer leen moo gën mais da nga leen di fa bàyyi rek ba nga xam ne maa day taal ñëpp a leen di xamee loolu donc il faut que population bi aussi ñu impliqué wu ñu jàppale police parce que police moom kese du mën def dara donc ñaari liggéey la war nekk nga xam ne dañuy jàppalante dëgg la lu am solo nga wax de dañoo war di jàppalante pëpa waaw donc mu nekk lu am solo de man damay commencer déjà par féliciter la police par rapport ak résultats yi parce que comme nee nañ élucider nañ ay crimes yeeg délits yi am à hauteur de 90% ci mois de janvier bi février bi ñu yegg 100% donc ak yi ñu saisir rek yooyu yëpp dañu leen di féliciter bu baax a baax franchement parce que. da nga leen di féliciter ci li ñu waxal seen bopp. waaw dañu leen di féliciter. waaw man jëm bëgg ngeen comprendre. 100% bi daal non article bi lañ nekk ba léegi. article bi man dama bëgg am nga ñu comprendre. non la statistique yi lan la dañu élucider ay affaires à 90%. wala 100% la woon en janvier. mu wàññeeku à 90%. non 90% en janvier en février mu nekk 100%. mu nekk 100% kon donc mooy nekk 100% des faits qui sont passés à. waaw yi jaar foofu élucidé nañu. kon tous les cas de. non. c'est pas tous les cas mais.
en fait léegi comme Access Media la nekk waa APS. waaw léegi nag xam nga problème la même ma ñëw bàyyi ko mu wax ci article ba pare. xam nga xel. dafa am loo xam daf koy nangu. léegi xam nga bu ñu la waxee dara est-ce que sa xel nangu na ko. waaw léegi bàyyi ma ñëw sama raisonnement. voilà donc beneen su ma jugee foofu. mosuma xam ne da ngay daw res. non dëggam ma ñëw daw ma res sax damay raisonné. donc mu nekk lu am solo ñu félicité leen parce que xam nañ ne amaana peut-être amuñu yenn doole yi wala yenn moyens yi yeneen police yi am mais ñu ngi góorgóorlu waaye man dafa am ay termes yoo xam ne daf may tikke comme ni ngay wax sànq xam nga tey jii suñu lay xasee mbir sax dañ naan lan vantardise baaxul maanaam baaxul la ne du defee saabu du fóot boppam vantardise baaxul te suñu société dañ tàmm wax xeeb dolli nit ki soo defee da ngay xeeb nga jéem a dolli ndax tâche bi leen di xaar dafa rëy ba pare tamit ñu waxaat aussi ñoom dañu am ay résultats par rapport ak le sentiment d'insécurité là on parle plus du concret moom mais on parle de l'abstrait maanaam sentiment mooy loo xam ne doo ko daj xam nga tey jii soo lekkee soo gisee kaas bi naan kaas bii c'est physique da nga koy téye jéggalu tour naa voilà donc da nga naan kaas bii dafa physique da nga koy téye mais tey un sentiment nan nga koy nattee ay yëg-yëg nan nga koy nattee tey su may lire article bi j'ai l'impression que dafa am ñaar wala ñetti Sénégal wala ñeenti Sénégal daal waaw parce que sànq yaa ngi wax am na ay résultats yu baax c'est bien tu as beaucoup parlé de Dakar ville quoi Dakar la ville et tout ça mais ñu dëkk ci banlieue bi le sentiment d'insécurité quoi bi ñuy wax ñun personnellement yëguñu ko. ah bon ñun yëguñu ko waaw yëguñu ne actuellement. parce que banlieue bi léegi am na jàmm de wàññeeku na de. waaw wàññeeku na de waaye sentiment wu nekk ci sécurité bi ñuy wax. xam nga ku nekk ak jugement bi rek quoi parce que tey jii. xam nga jamono jii pour nga am baromètre day difficile parce que actuellement lépp dafa tënku ci coronavirus. dëgg la actuellement moo occupé actualité bi. dëgg la mais avant corona bi di ñëw. néew na nga toog ñaar wala ñetti fan déggoo kaa bu daw sa yaram ndax fañ doon defee yu ñaaw ñu ko fay def ba léegi ñun dafa lañ dëkk quoi dañuy gis comprendre nga waaw fañ doon defee lu ñaaw bien vrai que nag police du Sénégal ñun ñuy dëkk sax xam nañ ne néew na ay ñaawteef yooyu gis te duñ ci teg ak diir gu gàtt ñu élucider ko ñoom moom efficace nañ ci loolu franchement mais man je me dis bu ñuy nañu bàyyi di xaar ba mbir di am pour ñu on est trop dans la réaction ñun suñu réew dañu tàmm loolu dans la réaction foog lu ñaaw am nga gis le lendemain koñ bi gars yi commencé ramasse commencé duñu fagaru daal koo dox voilà mais pour man dafa xam nga tey su ma koy comparé su ma demee soo demee réew professeur dëkkuma fa ngir yàlla réew professeur ak monsieur Trump man maa ngi dëkkoon One Twelve Harlem donc bloc bu nekk da ngay gis oto bu fa gaare maanaam sooy romb da ngeen gis ñu gaare maanaam au moins di nga am xam ne tey jii en cas de bëxëri ñot soo wootee am na ko mën a ñëw sa kër parce que man je l'ai vécu plusieurs fois sama koñ day am cas bu am nii mais soo wootee balaa ñoo ñëw dañ fekk waa koñ bi résoudre problème bi dimbali gars yi ku nekk def ba ko doon def ñaaw def sax loolu mooy la nag yow itam comparaison bi moo tax maanaam pour renforcer suñu sentiment faw ñu leen di gis maanaam faw ngay dox ci koñ bi parce que ñun en tant que jeune au Sénégal sooy dox guddi tase ak ñoom ngay gën a ragal ko tase ak agresseur loolu dafa dem ba nekk si ñun daal léegi faw nag ñu xaw a un peu inverser la vapeur ba nga xam ne ñun tey que muy bëccëg que muy guddi soo doxee si koñ bi amaana même suñu mënul couvrir fépp di nga xam ne soo defee ñaawteef gars yi sori ñu à côté pour man dafa am solo pour man loolu mooy renforcer suñu sentiment parce que tey jii suñu waxee ne rek gis nañ loolu man ci kaw ban base lañ koy teg parce que man kenn laajuma te yaakaaruma taal bi laaj nañ ci kenn te ñun on vient mais ñoom par rapport ak seen ay chiffres liñ daan am ak liñ ak fiñ toll mën nañ ci sukkandiku joxe ay information loolu la rek man moom li may wax rek comme professeur parfois mu wax ma chiffre ma ne ko man chiffre yi moom fa dëgg yàlla man kenn mësuma laaj parce que man dama koy natt un peu sama entourage te xam naa ne ku si nekk si ñun mën koo natt sa entourage mais li am solo mooy gis nañ seen liggéey fa dëgg yàlla ñu ngi liggéey nag kenn du leen ko dindil waaye affaire bi warul yem rek ci ay statistiques d'accord nañ leen di gis d'accord loolu moom ndolleen la bu ma la déggee xam nga booba léegi sax donc wax nga ko mooy saabu du fóot boppam xëy na su fekkee nit kuy wax
li mu def dañ ko naan li ngay def du noonu waaye su fekkee nag ak kuréel la tey ñi nga xamante ne dañuy yëngatu ci wàllu tourisme dañuy wax li nga xamante ne moom lañ liggéey ñii léew maanaam kenn ku ne li ma bëgg a wax rek secteur ba nga nekk mën ngaa def bilan ci la nga xam ne moom ngay liggéey léegi askan wi ñu koy defal nag buñ ñu ko joxee ñun ñooy gis ne lii kat gongo wala ñu ne ñii kat seen bilan bi moom bu baaxee itam waroon nañ cee yokku lii yokku ci lii yokku ci lii yokku ci lii fu jë après ñu jox professeur li professeur doon wax léegi nii il faut ñu gis leen loolu def ci am solo parce que boo gisee police ngi ni taxaw xëy na yi nga naroon def yëpp di nga ko jéem a moytu te foog naa ni même bu ñu amul yenn moyens yi mais nit ñaa ngi fi jeunes yaa ngi fi ñi ngi fees dellu si caserne yi nañ leen génne ñu tasaare leen si dëkk bi je pense que loolu bu ñu ko defee au moins dina am ay quelques solutions yoo xam dina mën génn il faut ñu leen di gis daal wallaay di leen gis kon baax na kon nag niñ leen di gis dolli leen ko ci article bi mooy daal suñu xel aywa professeur waaw léegi article bi daal mu ngi noonu quoi waaw xam nga communication la quoi service de communication la buy def communication mais communication bi je trouve que c'est maladroit pour ñaari mbir ah bon waaw mënoo basé ay statistiques ci ñaari weer bi ak weer bële mënoo ci joxe ay statistiques ça dépend rek ak lu mu mënti doon ak lu mu mën doon ci àdduna ak ko kenn du ko jàngale ci benn école ci àdduna lu mu bon mën nga jël ñett juróom benn wala at ñett juróom benn 9 wala at ci ngay mën a joxe nekk 3 6 9 12 waaw da koy suppu kàññe moom non ci ngay joxe wala nekk trimestre bi li moo xew semestre bi li moo xew wala at bi li moo xew ci ngay mën a wax ne que lii mooy sama kii ndax xamul ndax mën nga def tey jii mois de janvier 90 def février 100 mars nga def 70 kon bu baax doo après foog nga additionné lépp génn mooy voilà donc fu mu ne nii rek pour wan rek ne que ci wàllu xam-xam rek li ngay wax ni moom c'est un peu technique par rapport ak ay mën nga cee def ci mois yi mën nga koo def léegi jotewut ak liñ wax est-ce que ñun ñu ngi koy dund wala technique lañ def waaw si technique lañu sukkandiku pour def seen article dañ ne defoon nañu léegi yow technique boobu nga bëgg a dàq waaw moom lay dàq ni man technique bi lay dàq de waxuma waxoo technique waaye kan bay dàq technique bu police bi sukkandiku ba def man may kat man maay ki ko jàng ay ca kon sañ nga koo wax mu jeex tàkk rek loolu kay fa la ba di yem maa fa mandee la xam nga waa ji di ko wax ne ko dëkk sàngam am na baar nit ñi di werante am na baar ak amut baar waa ji ne leen lu ngeen di wax ñaan dëkk sàngam am na baar bu mu ne maa fa mandee wax ji jeex waaye gannaaw yaa ko jàngi woon wax ji jeex na doxalal yow mi ko jàngi woon léegi xam nga loolu la ñuy wax data analyse mooy analyse des données léegi xam nga ala il faut nga jël échantillon mais échantillon bi ñu jël la mooy boo baaxul mooy rek ni nga xam nga li docteur yi wax waa ji nekkoon France ne ko sa 25 cas yi nga jël doyul pour wax ne que lii mën nañ ci sukkandiku pour sa kii lii ñu jël doyul pour mën nañ ci sukkandiku ne affaire bi loolu rek laa wax d'accord mais professeur est-ce que article bi dafa jël communiqué bi yëpp je pense que ñoom dañuy reprendre communiqué bi est-ce que wax nañ yëpp xëy na léegi ba pare beneen mbir nañ ko titré dafa graaw dañuy wax global lañu wax mooy police nationale bu ñu nee nationale du Dakaaru kese réew mi lépp la waaw te réew mi lépp statistique boo xoolee kaa yi ñu joxe yëpp biir Ndakaaru la waaw résultat yi joxe fii la biir Ndakaaru la kon mooy waree ni que rek beneen xoolal beneen biir am na tam ni ñu ko defee tam baaxul dëgg la ni ñu defee article bi ni ñu defee article bi ba na xaw ma na ko ko def mais ni ñu bindee article bi waaw léegi nañu wax article bi waaw article laa wax man ba léegi waxuma waa police article laa wax yaa yee de mooy pourtant agence de presse sénégalaise waaw xam nga léegi ki agence de presse benn nit a koy bind waaw nit ko bind mën am ne que doon ni mu gisee la est-ce que ni mu gisee stade dimanche a été scientifique je pense pas qu'elle n'a pas été elle a été scientifique mais ni officiel la tamit officiel loolu agence de presse n'est-ce pas officiel la oui c'est officiel kon ne ki ko bind APS moom mooy agence waaw mais kon ne ki ko bind nationale bi nga xam ne ki ko bind day wax dëgg stade dimanche n'a pas été scientifique d'accord léegi nag et puis ñi mu jël bu doon xam nga tey ji boo xoolee Sénégal cas yi gën a garaaw temps yi du Dakar cas bi gën a garaaw Kaolack la mooy ban mooy américain bi ñu rey ah oui d'accord ak xala am nga am na beneen cas boo xam ne yi xewoon Touba 10 magasins yi ñu toj effectivement xam nga yooyu mooy cas yi gën a te yooyu binduñu ko ci kon mooy wane ni que rek ni nga xam nga affaire bi boobu Allah wax la nag man buñu tega ci kii bi laa wax di ko baax article bi baaxul léegi nag pour le Sénégal kenn mënul nangu di qu'ils font du bon boulot kenn mënu ko bañ c'est vrai loo bañ ñoom war nangul ni mën effectivement moo tax may wax kii naa man da ngay daw rek non loo bañ ñoom loo bañ ñoom mën nañ ko amul day yàgg rek mais dañuy door affaire bu daax effectivement
dëgg la te c'est qu'ils ont peu de moyens aussi tam. loolu moom il faut ñu nangu ko dégg ils font du bon boulot avec le peu de moyens. est-ce que ratio bi sax c'est bon. non ratio bi sax baaxul policier pour ratio bi sax combien de baaxul non ratio bi baaxul. voilà ils sont sous-effectifs. sous-effectifs et pourtant ils font du bon boulot. mën naa am ni que bu ñu leen joxoon plus de moyens que dëkk bi dina gën a baax. mais est-ce que tamit culture bi ñu amoon ñun Sénégal nga am sa doom nag dugal ko armée est-ce que culture boobu tamit wàññeeku est-ce que nit ñaa ngi dem vers wàññeeku voilà est-ce que ñoom suñu bëggee recruter amuñu waaw mais non wàññee nañ baax parce que itam nag dem armée itam ñu xale yi dañuy dem armée après ñu ne libéré na mu ñëw toog wala bokk daanaka amut lenn luñ ko préparé après bi mu libéré day tax nit ñi duñ sawar ci dem armée kon sous nombre bi problème bi fan la état moo recruté wul wala nit ñi ñoo demul vers non c'est-à-dire man sax donc pour ma tuddee ko sous nombre beneen affaire lay doon parce que xam nga lu tax mooy li ñu am akas néew ñi ngi wax moyens yu ñàkk ñi ngi wax ndax am nañ ko wala déet léegi tey boo yokkee nombre boobu xam nga tey sous nombre mën nga koo jël ci police mais mën nga koo jël tey ci santé mën nga koo jël tey ci entreprise mën nga koo jël ci nangam léegi loolu problème mu recrutement la rek Sénégal loolu dafa comme ñëpp nangu sous nombre faible la mais man je pense que temps yi def nañu ay efforts il paraît que ils ont jël nañu ay mille et quelques policiers yu bees jël nañu ay mille quelques policiers jël nañu agence de proximité ñuy dimbali police donc loolu yëpp doon leen ko ñu ngi def ay efforts mais yaakaar naa ni que lii wax ni fu mu nekk nii ban impact la police bi nar a am ak li président bi wax ñoom nan lañ nar a gérer couvre-feu bi wax ji mooy nag foofu la wax ji nar mooy couvre-feu bi ñu président bi déclaré ni ci état d'urgence ak état d'urgence bi nan la ko police nar a gérer am naa ci ay laaj sax man. waaw parce que am na lu tax loolu dafa nar a nekk problème bu mag a mag a mag parce que am na ñu bëri ci xale yi fekkewuñu ko mosuñu fekke couvre-feu ban année la fi amoon. bu ma jumlee foog naa 2008 la woon de bu ma jumlee. 2008 ëpp na lool ci gannaawam kay. non doon de non 88. 88 waaw 88 waaw 88 waaw. 88 ba 98. 88 foog naa la. 88. 88 la fi amoon. waaw waay 88 la woon. ci la fa amoon léegi xoolal am na xale yoo xam ne juddu woon fekkewuñu ko xamuñu comment ça marche. ay xale ay grand kay juddu woon ak ay jàng. voilà léegi comment ça va marcher. est-ce que léegi lan mooy couvre-feu. xam nga est-ce que léegi nit ki bu génnee couvre-feu bu ñu ko jàppee comment on va faire nan lañ koy bàyyee. dëgg la est-ce que leer seen bopp est-ce que léegi. ndax su présenté président dañ koy bàyyi. voilà est-ce que non non duñ la bàyyi. non non da ngay léegi pour au cas où soo amee urgence nag lan nga war a mën a justifier. léegi loolu nag tey soo nekkee sa kër kenn feebar wala dara. voilà nga war a génn def. loolu moo koy justifié ku nekk sa kër kenn feebar foo jëm pharmacie. waaw léegi pharmacie gi ngay dem moo koy est-ce que tamit couvre-feu bi mais est-ce que am na lu koy justifier loolu foog nga baax parce que France noonu la soo waree dem da ngay justifié wu mais aussi est-ce que couvre-feu bi ñëpp la war a concerner parce que par exemple médecin ba war a dem hôpital. non c'est que médecin yi bokkuñ ci ba war a dem ci liggéey guddi journaliste yi nag ñi liggéey guddi. waaw léegi loolu xaaral tuuti journaliste yi parce que bari na ñoo léegi bu ñu jëlee cadre médecin yi médecin infirmier képp kuy liggéey ci wàllu santé moom couvre-feu tënku la da ngay dem liggéey su fekkente ne maanaam presse la wala yooyu maanaam carte presse bi ngay présenté mooy li lay couvrir pour wane ne da ngay dem liggéey su fekkente ne leneen la lu dul ci secteur yooyu bu mel noonu day am autorisation yoo xamante ne ni dañ koy am comme ni ñu koy amee ci police wala entreprise bi ngay liggéey wut ko pour wane ni kii dafa am heure bi muy liggéey yooyu loolu moo koy léegi nag gis nga loolu la ñu doon est-ce que policiers yu tàggat nañ leen ci. non loolu moom. man doo laaj police nga tàggat nañ leen mais ñun ñu leeralal ñu. voilà foofu rek la foofu laa yaakaar. man xam fa laay laajte xam nga ñun Sénégal dañoo informel ci lu bëree bëri ndax mën nga tëdd ba guddi kenn tawat si kër gi ne la demal sa kër baay diw wala sa ndijaay diw nga woowee ko ndax diw daa feebar demal ñëw foo gars yi doo am papier da ngay génn dem daw dem ndoxi soxla leen ak yeneen cas parce que suñu réew dafa bëri ñoo xam ne jàngul dafa bëri ñoo xam ne ils n'ont pas beaucoup accès à l'information donc moo tax maanaam faw ñu tamit leeral ci ban cadre lay tegu pour nit ñi mu mën a leer seen bopp parce que pour man de sincèrement su leeree ci bopp nit ñi parce que situation bi ñu toll nii su leeree ci bopp nit ñi rek majorité bi dinañ ko et beneen bi encore bi amoon en 88 c'était sur Dakar te bi c'est toute l'étendue du territoire. d'accord non foofu professeur li ma ko ci xam nga léegi loo tax ma ne tam affaire bi du yomb comme ni xam nga. effectivement li ma ko ci bëgg a leeral tuuti mooy xam nga boo seetloo président bi muy wax ba ci milliards yi ñu wax ne génnee nañ ko dañ cee wax ne dañ ciy dimbali waale presse bi nga xamante ne xëy na seen i émission wala seen i activités yëpp dañ koy def léegi mu nekk service public c'est-à-dire mooy li ngay wax nii dana am ay communiqué yoo xam ne dana ci ñëw dana am ay émission yoo xam ne dana ci ñëw danañ ci waxtaan ak nit ñi ba mu gën a leer ci misaal tey France heure yi ñu tere nit ku génn boo génnee yor liste
maanaam fooy boo xam ne da nga koo remplir mais nag kuy jëm supermarché di jëndi loo lekk wala nga ngàbbu mbuus dañ lay bàyyi nga dem jëndi ñëw boo jëmee pharmacie dañ lay bàyyi nga dem jënd garab ñëw boo jëmee ci banque bi pour retirer xaalis dañ lay bàyyi nga dem ñëw voilà yooyu yëpp dañ lay bàyyi pour nga dem ñëw defe naa yooyu yëpp ay mesures d'accompagnement la yoo xamante ne bu leeree ci bopp nit ñi rek day yomb pour ñu jëfandikoo Mbàkke léegi nag xam nga fi du tax bi nga ñëw foofu mu neex léegi police dootu doon répression mais xam nga muy doon accompagnement ak xam nga la jàngale est-ce que cette police là il faut ñu former leen ci loolu tam. d'accord mais tu es dans un pays boo xam ne y a beaucoup de têtes brûlées. voilà merci donc loolu mooy xam nga problème répression day ñëw on a une police maintenant d'information. mais man jamono ji couvre-feu bi nekkul couvre-feu pour jàpp nit ñi di leen yóbbu police de parce que loolu day créer waat beneen rassemblement ak dajale nit ñi couvre-feu bi lenn rek la mooy tas nit ñi pour ñu dugg ci seen i kër ak itam tere leen doxum mbedd mi loolu dong la moo tax kuñ ci jàpp ngay doxi leneen lu nekk farata yi benn nga dem doxi farata ko wala ñu jël ko delloo la sa kër rek léegi Mbàkke gis nañu ko ni mu leere sa bopp xam nga loolu tax ma la ko est-ce que dina leere ci bopp sénégalais xam nga léegi loolu loolu foofu la wax ñu ne loolu tax ma ne tey jii il faut que policiers yi info parce que nit Sénégal ñun dañu am benn idée ci police bu la gisee daf la war a jàpp guddi ñun dañu am idée arrêté la c'est vrai police guddi pour jàppaate la dëgg la donc léegi il faut ñu wan ne que police guddi bi du pour jàppaate mais pour informer la pour jox li ñu toog seen kër pour jox leen la bonne information man de je me rappelle bi li ngay wax noonu dernier couvre-feu bi ngay wax boobu booy laa na xale laa mais je me rappelle sama benn ndijaay boo xam ne militaire la loolu daan nappee sama grand frère quoi sama grand frère di daan tàmmoon toog si bopp koñ bi dañ attaaya mu ne leen commando yi lañ bàyyi ci tali waaw pour gën laa tiital loolu je me rappelle quoi mu ne leen commando yi lañ bàyyi ci tali bi boo ñu jóge ñi doon guerre ji fële lañ bàyyi ci tali bi ku ñu fi jàpp xam naa ne nag en fait y avait une vraie psychose mais jamono ji man je me dis que gaynde gi dafa invisible te mu ci mbedd bi donc nit ñi même bu dul couvre-feu nit ñi dañoo yemale seen i dem ak seen i dikk am na ci ñu ko yemale ñu bari léegi am na ñu yëgul lu xew voilà na nag léegi majorité foog nag majorité bi def prise de conscience ñu xam ne tey jii ñun ñoo war a nekk police bi tey jii ñun man mii sama koñ damay dox sax booy di petit cas man la ne jaar li ki jaar parce que ma digg en fait ñun ñoo war a sàmmante suñu biir ñoo war a sàmmante man jamono ji moom ñun ñoo war a sax jàppale police ci loolu ñi jox sëñ Modou mu joxe ci xalaatam moom itam waaw man de li ma ci wax rek moo di ci li sëñ bi wax ci rapport bi ak tamit communiqué bi ñu ci joxe man da gis ne année bi passé mooy 2019 da gis yenn ci médias yi ñu koy waxee une année macabre maanaam année la boo xam ne fi nekk ci ay famille yu nekk ci ay am njaal bari na lool parce que dañoo maanaam manqué koo xam ne ku cher la ci ñoom mu gën a insister ci jigéen ñi ak tamit ci ndaw ñi wax ne ay maanaam nombre bari ci ay jigéen ci année bi passé faatu nañ ci te loolu ñuy wax ne réew moo xam ne nii fekkee jigéen te jigéen mooy ndayu ñëpp moo gën a am solo ci réew mi réew moo xam ne jigéen bu génnee di mbedd mi dana am ay jafe-jafe réew mu ñuy maanaam faati jigéen di fa violer jigéen réew mi mel noonu bu amee yaakaar naa aajana ay matuwaay yu yaatoo yaatoo yu ñu ci jël te ñuy wax ci fan yi passé ñuy wax ne président bi yénne na benn décret di wax ni wàllu lu jëm ci pédophile ak tamit viol yi nekk léegi crime n'est-ce pas kon Sénégal moo àgg foofu mais am na ci réew sax yi adduna bi yoo xam ne mën naa ci joxe exemple Égypte yi ma nekk jigéen boo ko fa violé na la wër na yow sax dund yow arrêté na loolu lépp ngir aar jigéen la te ñu ne wax ci réew moo xam ne dañu naan 95% de la population et de la confession musulmane kon ana yërmande ji ñuy wax ci l'islam te boo xoolee Barack Obama en 2009 bi mu ñëwee Égypte boobu maa ngi fa discours bi mu defoon dafa jël benn aaya ci alquranul karim daf ciy tegtaloo muy aaya bi naan min ajli dalika katabna ala bani israil annahu man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ardi fa ka annama qatala nnaasa jamia li ko ci ñor moo di nay képp ku faat benn bakkan doomu adama mi ngi mel ne maanaam faat nga askan wépp kon yow nga am diine bu mel noonu ba noppi maanaam ñu fiy dégg ay rayat yu metti surtout jigéen man sax loolu la mënta comprendre wallaay réew mi ñu ko ëpp ay jullit lañu ñoo ko dëkkee ba noppi ñuy wax sax benn kaawu insécurité boobu maa ngi muy ëpp loolu ba ñaan police réussir na réew ok doy na waar loolu nga bëgg a wax loolu la bëgg a wax te boole ci rawatina sama dëkk bi ma dëkk moo di Touba te ñëpp seetlu nañ ko mooy jamono ji moom dama yéem lan moo tax parce que Touba wala mooy seen problème waaw man mi wax man naa rek man maa ngi Touba waaye gan laa fi parce que man tabaski yi yàlla laa jëw maa ngi woon bitim réew mais bu ma ko daan dégg tamit waaw bu ma ko daan dégg damay waaru kon mu mel ne affaire bi man police liñ ciy jël dama koy rafetlu te it maanaam da ciy boole di ñaax nit ñi ndaxte bëri na li nit kiy def moo di day mel ne ñàkk a
maanaam wax ak moom dafa des. dëgg la bi may jeexalee mooy li mu wax rek ci maanaam communiqué bi ci comme commerçant yi nga xam ne dañuy jël ay produits yu baaxul. di ko dugal ci marché bi. te loolu même Égypte bi ñu génnee seen mbir yi ñu wax ci ne maanaam mbirum commerce meeg ak jaxasoo bi dañ koy aaye. dañoo dànkafu borom xam-xam yi diine yi commerçant yi daal ne képp koo xam ne nii crise bi am na nga ciy profité. di yokk prix yi wala ngay def lu dul noonu. yaa ngi def loo xam ne ni lu aram la. effectivement te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni maanaam commerçant yi dafa ne mel ne waxut commerçant yëpp ay saay-saay la. mu daat ci maanaam settee ñenn lu dul ñi ragal yàlla. effectivement kon bokkul ci ragal yàlla ngay jaay ay produits yu bon leer na la li baaxul ba noppi nga di ko génnee di ko jaay. kooku police bu ko jàppee war na ko teg ay sanctions sévères yoo xam ne. dëgg la dana nekk maanaam tànkafu ci ñeneen. effectivement lu am solo la wax de xam nga itam li wane solo li muy wax buñ jëlu si waatee ci article bi. mooy police bu defee rapport am ak yëpp bañ gis ko ba noppi ñun léeg-léeg dañoo war di laaj suñu diggante ak ñoom yenn relation lañ am ak ñoom xam nga tey boo doon dem ci yeneen réew yi dama koy faral di wax boo réeroon bëgg a laajte boo gisee alkaati yi taxaw da ngay dem laaj ko boo muytul effort yi muy def pour wan la fa nga jëm rek beneen affaire lay doon pour gindi la maanaam xarit la ñuy doon ak askan wi ci jegee leen duñ leen ragal waaye dañ leen di respecté ñun nag duñ leen ragal ñun nag duñ leen respecté waaye dañ leen di yàpp ba noppi day mel ne dañ leen a bañ am nañ benn een bu dox suñu diggante xaw ma dañoo yëgut ne ñun ñoo leen bàyyi ci bedd mi wala boog lan moo xew waaw parce que ñun xamuñu lan mooy exactement police parce que ñun police dañu jàpp ni leen moom répression kese la waaw ñun dañu jàpp ku dem police nit ku bon léegi dañu am idée boobu ba nga xam ne or xam ñu ni que police ñu lañ fi nekkal premier rôle am sensibilisation la répression bu après lay ñëw mooy li mujj police li mu ko njëkk tax mooy sensibilisation mooy aider population policier bi mooy ki lay njëkk aider yow nit ki parce que bu doon répression donc armée la ñuy def jeex na mais nag ñun xamuñu ne que police loolu la parce que fu mu ne nii te dafa dem ba nga xam tam ci ñaari côté tam mbaa kenn ak il faut ñu wax ko bu nit ñi deful seen doon waaye tam ñoom it def ñu seen oui dëgg la foog ñu jàppalante faw ku ne xam lan moo la indi ci moom kay dañuy wax ci télé mais kon kenn ku ne ci ñun mën naa nett li benn jaar bu am ak ñoom boo xamante ne wax dëgg yàlla mi ngi noonu rek waaw moo tax foog effort yi mutuel parce que li professeur wax nii dafa am solo ndax police c'est vrai que sensibilisation bi ñuy def am na solo lool parce que man mii dama dund lu mel noonu ndax xam nga ñun jigéen ñi dañoo bëgg wàllum natt ñu teg suñu benn mbootaay daal di natt waaye bañ ca amee problème am benn tête brûlée bu ñu amoon boo xam ne dafa bañoon ne dootu natt comme yoon da ne bu leen fajal seen bopp ñëw leen ñu faj ko dañoo dem si ñoom demuñ sax si police la ñu njëkkee affaire yi sottiwul parce que dañu ne woon affaire civile la ñu dem gendarmerie ku si mel ni chef Djibril Ñing ñu koy remercier bu baax mais ak diplomatie la réglé mbir mi nga xam ne kenn meru si mu réglé ko ak diplomatie wax ak nit ñi mu mel ni que ne sensibilisation dafa njëkk si ñoom parce que am na xeetu problème yoo xam ne soo ko fa yóbboo du dem si yoon civil lañ koy waxee problème civil lañ koy waxee donc loolu tamit am na solo parce que dina permettre nit ñi xam ne police nekku fi rek pour dugal tëj caabi mais pour waxtaane nit ñi gindi parce que ba ñu toogee si moom vraiment dafa renforcer waat liens yi wax ak ki nga xam ne moo amee nit ñi wax ko waxtaan ak moom yeetaat ko génniwaat ko ba kooku ñëwaat fay ci anam yi mu war a fayee voilà parce que pour man ñoom seen mission servir et protéger loolu la servir et protéger donc c'est-à-dire ñun sooy dox guddi ñun suñuy dox guddi suñu leen gisee dañu war a kontaan alhamdulilah au moins je sais que naa nekk en sécurité ba sama kër donc maanaam foog effort yi boo jubee da ngaa war a kontaan waaw non mais waaw ñu jub léegi faw maanaam man foog effort yi mutuel foog population bi def effort tamit xam ne ñii ñoom la ñuy liggéeyal ñoom tamit ñu dawal yërmande ak compréhension wàcc tolloog ñun niveau donc loolu lu am solo la boo demee ci brigade yi ba fekk leen fa ay gaynde nga fay fekk te mën naa am yow ku jub nga da ngay légaliser dañ ngaa war a ñëw waaye fekk koo xamante sëñ bi bu nee métti seen accueil loolu moom si yar la waaw loolu non mais sincèrement du benn brigade wala ñaar de saa yoo demee maanaam yu si bëri soo ci demee service d'accueil bi moom saa boo duggee rek ñu jàpp nañ laa war a torox maanaam soo duggee yow sax da ngay dugg pour légaliser carte d'identité mais sa fit day tëdd loolu si sénégalais la en fait loolu si yar la mais nag kaay moom dara nag gars yi amuñu am service client moom war nañ ko xool foofu kon fan Sénégal la service client moom xam nga man benn affaire boo xam ne dafa dox sama yaram ba léegi dëkk ba muy wax dama faa mos a paan ci xoola 5 heures du matin ci diggu àll pneu bi yàqu wallaay seen policier wiiri ñëw ba sama oto ne ma karaj taxaw waxtaan ak ma ne ma da nga paan mu ne ma am nga kii ma ne ko
man wax dëgg yàlla ak sa mbos dama ko fàtte ibbi oto génne yëpp changé pneu bi moom policier bi wallahi moo changé pneu bi def lépp dama waaye foo dëkk ba ne ko pneu mu ne ma Sénégal mu ne ma yow yéen yàlla nga te jour la Sénégal gagné woon coupe du monde nga gagné woon France. non coupe du monde bi passé amin kan nga gagné woon. ba match bi ñu gagné am suñu match contre Pologne. contre Pologne mu ne ma yaa leen dóor Pologne tey yàlla na la yàlla dégg. après ma rus quoi ma ne mais kii moom après mu ne ma sëñ bi dawal ak jàmm quoi vraiment xam nga lu am solo la xam nga léeg-léeg ki war a indi jàmm bu dee indi ay jàmm am day jafe ñun Sénégal nañ ma baal de xëy na dama cee xamul lu bari waaye tey ki ñu jël sax ne ko yaay garde muy garde buntu kër gi wala muy garde buntu magasin bi boo ñëwoon taxaw buy wax ak yow moom mooy njëkk indi fitna nga xam ne boo ko toppoon da ngeen di xeex te moom yow yaa waroon a indi aal mu fexe nu mu ko calmer ba foofu am jàmm parce que moom jàmm ko fa teg léegi nag xam nga li mu indi crise d'autorité ñun yaakaar nañ bu ñu la joxe autorité rek yow xoolal da nga ko war a exercer ci nit ñi. loolu lañ ñëpp la nag de. police bi rek de. ñun ñëpp la ñun dañu am problème boobu or affaire bi dañuy jaawale du autorité. dañ la jox pour nga yombalal nit ñi. effectivement mais joxuñu la pour nga mais ñun répression lañ yaakaar ne que lépp répression la. dëgg la léegi nag loolu il faut ñu éduquer. déggoo terme bi chaque fois Sénégal lu mu la préwoon. c'est-à-dire ñun dafa bokk si ñun. mais dama am tamit beneen mbir boo xam ne bu ko wax sànq ci nuyoo ba dama koo fàtte. boobu hors article la. dañoo wax ne actuellement dañoo wax ne dañ bàyyi jaay mburu yi ci boutique yi. waaw démb dama koo dund moo tax te fale ko moo dañ bàyyi jaay mburu yi ci boutique yi. waaw mais léegi comme dañuy bëgguñu rassemblement ndax dëkk bi dafa am maladie fi nekk. nit ñaa ngi rassemblement buntu boulangerie yi ay buuxante ñoo fa am. ak grande surface yi. voilà faut le dire man bu fait démb 19h ba presque 20h30 xam bañ maa yónni woon maay góoru kër gi muy dama wër mburu mais dama ne ci buntu boulangerie taxaw fële léegi pour balaa ngay jënd. parce que man bëgguma dugg ci buuxante bi sama famille ñeneen ñi fekkee ñoom bëgguñu seen bakket man bëgg naa sama bakket. tey suba ñu ngi siy waxtaan ak seen Mbacke donc loolu man jaral na ma congelé mburu bu bëri denc ko si. voilà loolu c'est une bonne méthode. xaw ma ne ndax autorité yi xaw ma ndax autorité yi lendemain nga tàngal ci four bi. waaw xaw ma ndax autorité yi yëg nañ ko mais nañ jéem a xool solution ci loolu. xoolal yéen xam nga ay patron la dégg nga la ñu ne nga jël 10 dugal ci congélateur bi après nga jël tàngal ñi amul congélateur ñaata Sénégalais ñoo am four ñaata Sénégalais ñoo am si congélateur ban Sénégal ngeen doon yéen non attends balaa ban Sénégal ngeen doon yéen jarul four boo amee sa ay xel nga teg sa grillage dugal naaj bi yéen ban Sénégal ngeen nekk yéen jarul four de mais xoolal ñoo xoolal dugal ko ci congélateur bi waaw génn naa non c'est bon ci la bokk ak deuxième bi mooy aussi faudrait aussi sensibiliser nit ñi que am coronavirus gàcce amu ci loolu tam dafa am ñaari points yu ma c'est vrai foog nit ñi xam ne gàcce amu ci te du feebar buy rey ku ko am jarul ngay daw jarul ngay laxatu jarul ngay loolu na gars yi parce que man je me dis que yow nga feebar ñu ne soo feebaree ñu ne la kañ jël la en charge gère li la war a gérer doo sant yàlla. non bul wax ak malade bi waxal ak ñamay fekki. parce que yow Sénégal yaa ngi gis vidéo bi daw temps yi. wuy corona en direct ñu ngi filmer nee nañ kër gi waa ji jógee. parce que corona la ñu ngi filmer affaire au lieu ñu daw léegi yow mi nga xam da nga corona dañ lay stigmatiser sooy xef sax ñu stigmatiser waale. te pourtant soo xoolee sa doom romb ñu ne la sa papa dafa corona. seetlul tugal ay star yu mel ne Idriss Elba ay yenn star yu bëri comment il s'appelle Rudy Gobert basketteur bi ñooñu bañ ko amee ñoom sax ñoo def seeni vidéo toog présenté wu sensibiliser wu ne dañ koo am wan exemple nit ñi c'est une maladie comme les autres maladies tey jii kan nga mës a gis mu pal di daw di làq voilà waaw moom moo ko fi def moom dafa wane ne que wane civisme waaw wax ne daal Guirassy wane ne civisme vraiment ne que wane ne et c'est une vidéo ba pare c'est un modèle en ce gars ba pare vraiment Guirassy c'est un modèle vidéo bi man ma koy seetaan soo koy seetaan sa yaram di daw. wallaay mooy ki muy wax ni. parce que loolu en fait pour man loolu mooy rôle modèle. li ngay wax rôle modèle. man ki ma gis mu def vidéo boobu kooku nit ñi xamuñu ko personne lambda la rek. mais man ci commentaire yi xam nga lu ma gis c'est un vendu dañ ko fay xaalis. ci politicien la Guirassy bu yaayam. bu yaayam moom suñu mentalité. monsieur Guirassy bu yaayam moom kenn mënoo c'est un vendu. merci am na solo ñu masawu ko bu baax ñaan suñu borom saafara ko moom wax dëgg yàlla modèle la ku baax la doon na ministre ci réew mi doon député waaye itam nekk professeur bu defee loolu rek la ñu xaar ci moom parce que itam ñoom ay jàngalekat lañ ñooy joxe misaal yu mel noonu waaye naka noonu itam duñu rafetlu du dégg ñu ne ñii dañ leen a jëloon tëj leen fenn xëy na di surveiller ka def ay analyse ñoom ñu ne daw nañ waaje nga xam ne yaa ngi daw yow dawaale jàngoro ji ñu naan la ma nga jëm Tamba ak ma nga jëm Kédougou di dugg ci oto yi di distribuer maladie bi rek bu dee moom nga yor maara day taali di dem loolu musiba mbàbb kumba la nañu ànd ñun ñëpp rek dër léegi tey lii jaar fi jàll ñu waxtaane leneen ñu dem jëli publicité bi te ñëw ci deuxième partie bi dalal suñu invité
Kids Palace, l'un des plus grands centres commerciaux de Dakar avec des vêtements et chaussures tendance, les meilleures offres de jouets pour les plus petits, des meubles design et de qualité importés du Cameroun et de l'Afrique du Sud, des espaces de jeu et un restaurant convivial pour toute la famille. Kids Palace, shopping et loisirs autrement. jërë ngeen jëf bëgg nañ ci yéen delluwaat sant leen gërëm leen yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan fépp fu ngeen mën a nekk yàlla na fa jàmm nekk di masaw bu baax a baax sénégalais yi nekk bitim réew ak ñiy dund bitim réew te ñu bokk ak ñoom yëg-yëg beeg ni ñu koy dundee waaye nag àdduna ak yooyu moo ànd nettali rek moo ciy mujj jaajëfalaat leen bu baax a baax beral cant ak ngërëm suñu partenaire bi di Kids Palace moom mi nga xamante ne mooy ànd ak ñun ci émission bi ñëw ci deuxième partie bi te mooy bi ci mujj itam war a waxtaan ak suñu invité suñu gan Serigne Modou Niang nekk fële ca Touba TV moom itam di yëngutu ci yu mel nii waaye di borom xam-xam sëñ Modou ñoo ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay Serigne Mbacké. jërëjëf. tey fayaat rek te di nuyuwaat mboole mbokk yi nekk ci plateau bi. te di rafetlu kaddu gi. yi ñu fi jàllale am na solo lool ci ay xalaat yu rafet. jërëjëf. man xam naa su may wax sama bopp rek. nit ku xeebu la jëm fenn mais yàlla dogal na maa ngi juddoo Touba. te it jàngi alxuraan ci fu ñuy wax ñiibi. waaw ñiibi benn. maa ko xam nga ko mooy village bu ñuy wax Jumaada. Jumaada ndeysaan. waaw ñu ngi nuyu Sëñ Fallu Jumaada. sama doom bàjjan la. macha allah sama doom bàjjan la Sëñ Fallu maa ngi koy nuyu au passage. di ko ñaanal tamit ndax wax dëgg yàlla lu nekk ci man moom moo ko ci def. ndeysaan. maa ngi koy nuyu fii nii gannaaw bi fi jógee it ñëw nañ Touba jàng fii ci xam-xam ci jataayu xam-xam yi 2005 ci lañ demee Mauritanie. di yëngu rek ci lu jëm ci xam-xamu diine ak arab waaye 2008 nag lañ dellu si waat Sénégal am benn concours bu Al Azhar bi nekk Caire doon def ci lañ participer ba daal di réussir dem Égypte defaat fa bac doon def licence tamit ci université de Al Azhar ci maanaam faculté pédagogie fi lañ amee licence fi lañ amee tamit master waaye ci temps boobu pour téewut tamit lu jëm ci wàllu média maanaam joxe information dañ ko yàgg bëgg man mën naa laa wax ni maanaam arab maa ngi ko jàngee ci média bi comme chaîne télévision bu ñuy wax BBC ak Al Jazeera parce que dama ko yàgg bëgg dama gëm ni média maanaam message la mais média tamit métier la kon war naa am maanaam ay principe war naa am tamit lu koy tënk ci loolu moo taxoon ñu yëngu ci média bi def ci ay formation ci université yu bari nag comme l'université du Caire am ci ay diplôme bu defee média arab bi nag ci fii ci Sénégal dañ fay ñëw tamit jàpp ne am na fi ay média arab ndax ñu wax la ci gàttal rek arab ci Sénégal maanaam dafay yàgg maanaam système arab mën naa ne moom moo fi jiitu bu français bi effectivement te boo waxee journal arab da ngaa war a wax public maanaam ñu koy topp war tamit contenu bi ñu ngi ci joxe mooy la te bu ñu gisee ne public bi yaakaar naa yaatu na lool ndax seen ma dëkk moo di Touba maanaam njàngum arab bi moo fa ne te Touba ñi ngi wax ni moo di maanaam deuxième ville du Sénégal kon vraiment am na public bu ko fee li tax ñu koy def rek moo di maanaam ginnaaw am na public boobu dañoo war a xam bu ko fee moo tax ba rawatina jamono yu mujj yi sax ci jamono bi nga xam ne am na lu yëngal réew mi li ñu gën a insister moo di bépp maanaam publicité wala communiqué mu bàyyi ko ci ministère de la santé wala mu bàyyi ko ci présidence de la république dañ koy jël partagé ko duñ ci yem mais dañ koy traduire ci arab ngir nit ñi xam ko macha allah kon li tax ñu yëngu ci du jàggee ne kese di joxe ay information mais waaye tamit participer au développement durable du Sénégal ndax gis nañ ne am na public bu yaatu bi fi nekk loolu daal ci parcours moo nekkoon am na solo lool parcours bu riche la ci wàllu xam-xam waaye itam li nga wax itam ci wàllu presse xam nga arab moom ci làkk yi ci langue yi ñuy làkk ci àdduna bi lu baree bari la mu yaatu lool moom itam donte làkku ñoom professeur moom fexe nañ ba ñoom sax chiffres yi sax a lañ jël féetewoo ko indicatif bu téléphone yi ñu jël 1 ñoom daal fexe nañ ba toog ci kaw bopp nit ñi muy anglais yeeg yooyu waaye teewul itam arabe itam doon jàmbaar lool bi nga jàngee noonu ba ñëw Sénégal fi mu nekk nii ci Touba TV ay émission ngay def wala da ngay def journal wala ban xeetu liggéey ngay def ci média bi Touba TV li fay defee instant bi moo di présenter journal arabe journal arabe dañuy am xam ne chaque jour am na bref ci arabe mais bu dee vendredi lay nekk nag journal bu yaatu ci arabe journal arabe bi maanaam mooy journal yi journal ci télé boole éléments yi ñuy traité ci français moom ngay jëlaat moom la ñuy jël ñun
maanaam département la du man kese. d'accord dañuy jël daal koy traduire en arabe fi daal koy jàllale. su ajjuma nag ñu dellusiwaat gën koo yaatal. loolu yéen a ngi ciy jot ay retour Sénégal ñun dañoo tubaabe de. waaw mi ngi ciy jàll jot bu baax parce que li tax ñi nga xam ne mi ngi jàll mooy comme chaîne YouTube bu télévision bi dañuy gis ne suñu journal bu duggee ñun maanaam nombre de vues yi dañuy gis ne waaw day bari du ëpp sax mais waaye day bari lool kon loolu mën na cee jàppee benn échantillon ci ne nit ñi ñu ngi koy topp te it xam naa ni bu baax nit ñi ñu ngi koy topp ndax Sénégal même boo xoolee Macky Sall am na benn jamono yu muy doog a toog am na benn interview bu mu defoon nag ñetti maanaam organe de presse française mu nekk ci TV5 Monde ak France 24 ak RFI mu wax leen ni fii ci réew mi ñun dañoo am ay réalité parce que waa ji daf koo laaj ne ko yow dañoo gis ne Sénégal dafa mel ne da ngeen a am un système éducatif boo xam ne nii dafay doxee 2 vitesses gis nañ fi maanaam français mi ngi fi mais à côté du français gis nañ fi tamit arabe bi mi ngi yaatu lool ñu gis fi tamit ne anglais bi mi ngi yaatu Macky Sall ne ko nag ne ko président ne ko fii Sénégal réewum diine la te it ku wax diine wax arab maanaam mënoo gis ci àdduna réew moo xam ne nii réewum l'islam la te arab du fa yaatu parce que dañoo am rapport ñoom ñaar effectivement kon ni ñuy mën a def ba fexe ba arab boobu ñu jëm koo développé te développé ki du dara lu dul moo di diversifier système éducatif parce que man maanaam maanaam lu jëm ci wàllu pédagogie ci la am master kon xam naa loolu yaa ngi ciy liggéey li nga jàng wala waaw bien sûr ci laa nekk même sama master maa ngi ko def ci enseignement supérieur du Sénégal d'accord kon am naa ci ay gis-gis non c'est-à-dire bi nga ko jàngee ba noppi xam nga en général lu baree bari ci arabe bi da ngay dem jàngi ba am yenn diplôme yu mag ci yu kawee kawe ci arabe nga ñibbisee ak moom ci réew mi waaye doo bokk ak ki ko am ci français moom mën naa ñëw rek dugg ci système bi liggéey kii ñëw moom it amaat fu mu war a jaar di wengal ak ay formation yooyu yow loolu waaw loolu absolument loolu la wax noonu moom lu ñu seetlu tamit waaye loolu li koy waral instant bi da ngay fexe ba ginnaaw réew mi da am ay réalité te réalité bi moo di am nañu une langue nationale française ngir nga bëgg a intégré wu faw da ciy baax tamit nga jëm cee góorgóorlu ñaareel ba tamit état bi xam naa sax damay bañ di wax ne ñu ne da ngay jéem a ji da ngay jéem a wax sa xalaat rek publicité mais sama xalaat lay wax parce que réew moo xam ne nii bëri na ñu jàng maanaam arab te bu ñuy xoolee la fonction publique mën nañoo jàpp ne gis nañ ay occasion yu bëree bëri yoo xam ne nii ñi jàng arab mën nañ faa dem am nañ fi affaires étrangères maanaam sunu représentant diplomatique yi nekk ci réewu arab dëgg la yooyu mën nañ faa jàllale Sénégal mën nañ faa liggéeyal Sénégal te li tax ma koy wax moo di maanaam jamonoy kan bi passé mën naa ne mbooleem télévision buy Égypte bu Sénégal amee match maanaam man dem naa fa di waxtaan ci Sénégal su ko defee waxtaan gi Sénégal loolu moo di jaay sa réew dëgg la te it sunu représentant diplomatique yi nekk ci réewi arab yi su fekkonte ne nii waxuma sax ne dañuy jël comme ñi nekk ci kaw ay ambassadeurs yooyu waaye war nañu fexe ba di ci dëgëral ñi jàng arab ndax buñ leen fa tegee ñooy fexe ba mën a waxtaan ak autorités yi réew mi mbooleem luy jariñ réew mi loo xam ne nii mën na ko jëmali kanam mën nañ koo xam di ci liggéeyal Sénégal kon waru ñu leen a yemale kese ci ñu ne buñ ñëwee da ngaa war a defalee bu defee kon am na fi lu ñuy tuddee ENA moo di école nationale d'administration dëgg la am nañ fa département arabe dëgg la mais concours bi bu ñëwee liñ ciy jël bu mooy mën naa ne 5 personnes lay nekk ak yooyu kon ab jéego la mais nañ ko dolli ñi ko doon tamit ginnaaw état bi def na jéego yu am solo ci wàllu langue arabe moo di adopté lu ñuy tuddee bac arabe national boo nee bac arabe national ku wax bac ne kon bu kii bu génnee dafa war a dugg université effectivement te bu ñu xoolee ne ñiy dugg université yëpp ñu ngi jëm département arabe naam département arabe kenn ko xam ne sa capacité de kii bëriwul kon jàpp naa ne en tant que man pédagogue bala ngay maanaam def bac arabe maa ngi koy rafet lu baax a baax mais boo koy def tamit waroon nga xalaat jéem a ubbi ay université arabe wala boog université arabe donte bi ma seetloo ci carte universitaire bi maanaam kii ñuy def wàllu réforme yi ñuy def ci enseignement supérieur mention nañ ci li ñuy tuddee université arabo-islamique effectivement kon yooyu bu génnee ay kii la yoo xam ne nii maanaam wàllu langue arabe bi mën na fa développer te du njàng mi du jëm ci kese di jàng maanaam diine baax na ak arabe mais ma jox la fi exemple tey Sénégal yi jàng ci réew yu arab yi yu ci ëpp léegi seen spécialité yi ñuy def maanaam mën naa bañ a nekk diine dëgg la nekk di nga ma ingénieurs yi
nekk pédagogie nekk commerce nekk yeneen kon yooyu bu ñu amoon université arabe matière yi ñu fay jàng yuy defar réew mi effectivement yuy defar réew mi la très bien moom kay arabe aw langue la rek langue la boo xamante ne li ñuy jàng ci français mën nañ ko cee jàng li ñuy jàng ci anglais mën nañ ko cee jàng lu mën doon mën nañ ko cee jàng fi mu daanele bu dee ñun ci wàllu intégré man amu ci problème parce que man pédagogie laa jàng waaw kon jàpp naa man métier du sama problème déedéet parce que moom laa bëgg parce que ñun bunt bi ñu fi maanaam ubbi léegi ñun ñu ñëw arabe yi sax mooy buntu jàngal te moo koy corriger arabu fond la ñu waaw mooy buntu jàngale mooy école normale supérieure man dama fay ne parce que ana dama cee kontaan parce que loolu mooy sama métier moom la bëgg waaye amaan na yeneen buntu yu fi nekk même suñu aéroport international bii maanaam ñi jàng arab maanaam am nañ fa place parce que dem ak dikk la dëgg la kon war nañ fa am place ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñi jàng arab war nañ ci maanaam rendre service réew mi te intérêt bi ci Sénégal ci lay dellu. am na solo danañ ci ñëwaat lu gën a yaatu waaw professeur. li nga wax incha allah wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko yaakaar naa ni foog naa ni nit ñaa ngi ciy xalaat nag li nga wax ci wàllu étude supérieure pour ñi am bac en arabe ba su ma juumulee am na école yoo xam ne ñi ngi ci def ay gëstu mais lii problème bi mu dëgg mooy dajale ay compétences yoo xam ni les matières scientifiques dañ ko jàngale en langue arabe lu wàllu mel ni gestion lu mel ni wàllu économie lu mel ni wàllu digitalisation yooyu jàngale ko ci langue arabe moom la ñu gisagul ñu bëri ñoo xam ni màcc nañ ci loolu mais xalaat bi nga xam ni école yi am nañ ko fu mu ne nii parce que am na ñu bëri ñu am bac arabe te dañu war am débouché génne ci école comme école de gestion yi am master 1 master 2 lépp njàng ci arab lépp jàng ko ci arab mais il faut nga am ay professeurs yu leen tàggat ci la ñun nag amaguñ professeurs yu bari yu doy yu bëri yoo xam ni d'accord egg nañ ci genre lu xam nga li garaaw ci école études universitaire bu amul MBA wala nga am doctorat doo fa mën jàngale dëgg la te léegi nag wàllu googu nag master 2 yi moo bëriwul ci wàllu ci domaine boobu ñoo xam dañ màcc ci langue arabe d'accord en tant que jàngalekat li muy wax nii waaw bu dee loolu moo tax sax comme réforme yu bees yi ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique génne moo di léegi instant bi ñi muy orienté ñu dem ci réewu arab yi da leen di orienté ci série scientifique waaw maanaam ñuy def ay maanaam ingénieurs yi di def médecine di def yeneen waaye foofu noonu li fi problème bi moo di xam nga man maanaam war na maa liggéeyal sama réew parce que moo ma accompagné ci wàllu njàng ndax diira bi ma fay nekk moo may defal bourse di ma defal lépp yóbbu ma ci billet d'avion kon loolu war nga cee sant état bi waaye comme li nga wax nga am ay maanaam prof yuy jàngale université ci matière arabe bi dafay laaj maanaam nga continuer ci njàng mi ba am doctorat au moins master la au moins mais Sénégal bu lay accompagner ci bourse bi ci boo nekkee ci foo mën nekk moom mi ngi yem maanaam boo amee licence nga am master 2 parce que foofu lay arrêté bu fee nag ngir nga jàll dafay laaj ay moyens bu fee moyens yooyu nag comme état bi bu moon fexe ba sax bi comme boo maanaam buñ coupé sa bourse nga def li ñuy tuddee demande de dérogation ngir ñu prolonger bourse bi mu xool ne yow mii li ngay jàng yitteel na ko mu di la accompagner ba nga am master loolu mooy tax boo génnee fii ni boo ñëwee duñu am ay problème ay prof yuy jàngale matière maanaam scientifique ci arab loolu laa gis ne mooy nekk comme solution waaw loolu ma ci gis na waaw li nga wax solution la mais xam nga du loo xam ni ça peut se faire du jour au lendemain parce que li nga xalaat bi nga wax nii man mii maa ngi ci waxtaan naa ci benn école ci école laay jàng école privée laay jàngale tegal naa leen ko mais li nga wax dëgg la kii yaa ngi fi élèves yaa ngi fi ñu mën a jàng-jàng élèves yaa ngi fi élèves yu bac le potentiel est là mais le problème mooy ne que former tàggatkat yi nga xam ne ñooy mën a joxe niveau boobu ci arabe loolu leneen beneen mbir la beneen mbir tam dafa am bac arabe bi léegi la nekk conventionnel Sénégal boo xam ni c'est le bac reconnu par le gouvernement mais balaay boobu école yu bëri dañu amoon bac arabe dëgg la maanaam bac bagaan yi waaw bac bagaan yi rux bu nekk sax bac léegi bac bagaan yooyu est-ce que seen niveau dina tolle ak niveau universitaire tam loolu beneen mbir la ci affaire évaluer waaw léegi xam nga lu tax kon dafay laaj beneen test encore tu vois donc du affaire boo xam ne bu yomba mais c'est faisable am na solo Seynabou man li ma xaw a intrigué mooy journal en arabe bi nga wax ban njeexital ngeen ci am wala da ngeen di def journal pour yéen seen cercle bi parce que c'est un cercle restreint yéen a dégg arabe déjà ñun français bi ñu imposé rek c'est un problème pour mu dugg pour mu comment dire
pour mu am liñ ci bëgg pour nga xam ne ñëpp alphabétisé déjà soo ñu boolee arabe bi est-ce que du doon loo xam ne day compliqué parce que ñun fii li ñu doon jàpp mooy ki nga xam ne day def arabe c'est pour mu génn dem dëkk arabe yi pour yeggali foofu jàngam léegi ngeen commencé xeex ba ñu gis nañ fi tamit système de modernisation des daara bëgg naa aussi nga wax ma sa xalaat ci modernisation des daara loo ci xalaat mais jeexital bi ngeen ci bëgg di def journal arabe ak ok jeexital bi moo di maanaam gis nañ ne instant bi nii lii di maanaam monde bi topp arab mi ngi commencé di bari te ku wax Sénégal wax ne réew la moo xam ne dañ koo xam ci l'islam xam ko ci li ñuy tuddee islam moderne islam boo xam ne nii dafa ànd ak tolérance kon dafay laaj ci fi ñuy jàllalee xabaar yi moo am benn ëttukaay boo xam ne nii ci arab la koy jàllale ngir wax ak kii boobu noonu. mais soo ne islam ne arabe arabe là on le considère comme une langue. comme langue man langue laa ko jàppee. waaw kon langue la mais. waaw li ma jublu wax mooy langue la boo xam ne da nga ciy jàllale ngir jaarale message bi nga bëgg a wax. parce que bëri na ñu nekk fi réew mi ñoo xam ne maanaam saa yu dara amee ci réew mi dañuy laaj ku leen ko. maanaam traduire ci arabe. maanaam mën nañ ko xam ci wolof sax mais li préféré moo di. maanaam ñu xam ko ci arabe. kon ñooñu lañ jubloo waxal. kon réew mi am na ñoo xam ne arabe lañ gën a nekk à l'aise. am na arabe ko wolof. man wax la ne man Touba gi ma dëkk. maanaam di duglu kuy wax arabe. moo tax ci lañ gën a kii ci ñoom. que kuy wax olof. waaw kuy wax olof sax ci leneen. kon loolu public bu rëy am na. waaw yaa ngi une bonne partie de la population bu ay arabisants. waaw non man sama yaay arabisante la. donc je comprends fi muy waxee. mais li may wax rek li may laaj rek mooy c'est comme si ñu indiloon ñu journal en anglais. ça va être un peu difficile à comprendre. voilà je me koy considérer comme langue bi. am nañ target je veux dire que am nañu zone yoo xam ne tey jii te fi mu wax ne fi ñu ko def foofu lu mel ni Touba lu mel ni ci yenn région yi nit ñi làkk arabe dañuy gën a dégg que nga làkk français. non professeur mën naa bañ a doon gën a dégg. waaye léeg-léeg gën a kontaan. dafa am koo xam ne li muy jàng di ko dund. bu gisee ku koy làkk daf ciy kontaan. comme moom exemple bi mu la jox nga xam ne laataa muy dem di jàngi sax seetaan ay journal arabe. di ko dund noonu day dem ba da ciy kii xam nga ñun li fi làkk arab bëriwul moo tax ne ñuy làkk arab dafa am groupe boo xam ne ñoom am naa benn xarit boo xam ne kii danaan ma waxtaane arab moo ma gënal sax may waxtaane beneen làkk xam naa bu ko proposé déggee fàqu yat parce que kon li ñu wax ne ñun daal ñu ngi làkk français mel ne déggatuñ suñu làkk loolu mu dalee français yi noonu la dalee itam arabisant yi noonu la dalee itam francisant yi te bi nga dem di boy gisoo su may làkk anglais ni professeur di kontaan parce que wax dëkkam la xam nga am na ku nekk nga bëgg rek man làkk olof ma gën neex làkk non Ima yow anglais nga bëgg Ima j'ai une question sëñ Modou mais waxagul ci modernisation des daara modernisation des daara waaw ñu tënk foofu après waaw bu dee modernisation des daara loolu man d'accord naa ci bu wér a wér mais nag ñu jox ko ñi nga xamante ne nii tamit ñoom ñoo dénk daara yi waxtaan ci ak ñoom parce que bu njëkkoon dangay gis xale boo xam ne nii fu nekkee ci daara ji mën na faa am maanaam ñaar fukki at doogu mokkal kon man yaakaar naa ne moderniser gi ngi tàmbali ci fexe ba xale bi moment yi muy def ci daara bi du yàgg su ko defee bu noppee ci alxuraan ji génn mën a jàng ak leneen bokk na ci modernisation bi tamit lu jëm ci wàllu ay xale yi taxawàllu ci mbedd mi man loolu maanaam mosuma cee d'accord te duma ci masa d'accord ndax maanaam dafa am lu tax mais nag dana jàng alxuraanul karim te ñooñu noonu amuñu ay moyens yu mën a fay daara yi nga xam ne mooy daara moderne parce que kuy laaj ay 20 000 ba 30 000 soo ci amee ñaar ak ñett su ko defee ñooñu li ñuy dañuy obligé rek dem ci benn waay boo xam ne nii day nekk ci benn place ñu jox ko doom maanaam du man ma jox la exemple ci Touba jamonoy 2008 bi nga xamante ni nii lii di feebaru choléra bi xawoon naa maa fa tasaaro boobu daa am benn waay bu ñëw ci man daal di wax ne jox ma doom mais man daal wax dëgg fi yàlla instant bii nii maam jàppal ni yaay bàyyi jébbal naa la ko waaw yaay bàyyi yaay doom ndeysaan te man sama jëm bopp xam nga man rek ngir mën a jënd say problème day jafe te doom bi yàlla dogal na nag mu daanu li ñu tuddee feebar ci choléra bi dal ko nga xam ne juróomi fan yëpp man maa nekk ci biir ci hôpital boobu di ko lijjanti te ñu mel noonu dañoo bari kon état bi bu taxawee di wax ne dañ ko war a moderniser am na solo gaa
mais yan mooy modalité yi ñuy mën a jël ba mën koo moderniser loolu tamit faw ñu teg ko ci taabal bi waaye alxuraanul karim warut a def nit ki bu nekk koo xam ne nii ku tardé la warut a def nit ki bu nekk koo xam ne nii maanaam dañ koy wooyee ni kii amul culture kii jàngul mais alxuraan dafa war a dugg ci yow war a yokk sa xel ni ba xoolee biir réew mi daane ñu fi jàng alxuraan bu ñu demee ci école yi dañuy am ay notes yu baax a baax waaw te it waaw macha allah askan wi ñu njëkkanteeg waxtu bi daanaka ñu ngi ci minute yu mujj waaw man moom dama am question parce que dama dégg sànq mu ne bi muy jàng pédagogie la doon jàng donc te mu nekk benn baat boo xam ne day dellu si lu bëri ci éducation Sénégal ci information bi lu bëri léegi comme pour ñun sénégalais yi yenn partie Sénégal bi nga xam ne suñu njàng soriwul noonu lan mooy pédagogie waaw su ngeen faram-fàcce baat bi pédagogie mooy waaw pédagogie ñun ci faculté bi ñu nekkoon dafa am ay département am na maanaam faculté bi moo tudd pédagogie mais am na département arabe am na département français am na département anglais am na département biologie am na département histoire am na département géographie su ko defee yow boo fi nekkee 4 ans nga fi def 4 ans yooyu bu dee département arabe nga nekk dañ lay jàngale yow boo génnee di jàngale arabe nan ngay jàngale ana yan méthode moo ngay tëg di ko noonu tamit yan mooy maanaam école normale rek waaw yan mooy éléments yi ngay utiliser booy jàngale ak tamit di la jàng lu ñuy tuddee nan la ñuy tegee ay programme naka tamit administration maanaam universitaire nan la war a demee yooyu la ñuy jàngale ci faculté de pédagogie su ko defee génne bu nekkee français buy jàngale ji dana xam ni muy jàngale ni muy joxe message parce que du jagi ne ku ne mën a jàngale am na koo xam ne ni mën na am xam-xam ba fees mais boo ko tegoon ci maanaam ci classe bi tey du mën a wax lu leer parce que dafa amul pédagogie maanaam li ñuy jàng la amul méthodologie waaw da nga ci def léegi li ma ciy rajouté rek mooy ku jàng pédagogie Sénégal ba ñëw lan la war a def nan lay gisee ni ñuy jàngale suñu système bi maanaam soo boolee daara yi ak école bi lépp suñu système bi système njàng mi rek nan la koy gisee système njàng bi noo koy gisee en pédagogique koo xam ne jàng na ko daal waaw système bi moom may gis ne ba léegi maanaam xam nga da am lu ñuy tuddee yenn maanaam critère yoo xamante ni nii ñu ngi koy tuddee critère européen dañ koo teg ne kuy jàngale ci nga war a jaar même sax Égypte ñoom booy bind benn test wala loolu dañ lay wax na nga dellu foofu critères yooyu nag am na ci yum aju benn tamit di aju ci wàllu maanaam jëmmi programme bi ngay teg da nga war a jëkk a teg mooy objectif bi mooy lan la objectif bu jàllee tamit moo di am na lu ñuy tuddee contenu bi maanaam lan moo ciy nekk est-ce que contenu bi moom ëpp na capacité élèves yi wala déet est-ce que ñi mën nañ koo xam wala mënuñu koo xam am nga fi tamit lu ñuy tuddee méthode d'enseignement am nga fi lu ñuy tuddee tamit maanaam évaluation mooy li ngay def nga di ko natt chaque semaine di ko def maanaam semaine bu ne nga def ko weer wu ne nga def ko ci juróom-benni weer yu ne nga def ko loolu mooy pédagogie mais loolu nag bu ñu gisee ci Sénégal dañuy gis ne maanaam ñu ngi ci def ay jéego mais ba léegi sama gis-gis bu gàtt mais xaw naa des maanaam fa européens yi nekk ci wàllu kii maanaam xaw naa des ak fii ñu nekk ñun masha Allah jërëjëf sëñ Modou jeex na tàkk xam naa Khoudia ak àndalaay yóbbaale naa leen géew dégg ngeen nangu ngeen nangu bu ñu koy ay ca bismillah mënuñu si dara mais bàyyi nañ la cër bi rek ay ca kon bismillah en fait man du woon sax question mais contribution rek la woon donc bu ñuy def journal aussi bu ñu fàtte seen soppe yi leen di seetaan nga xam ne dañu am handicap pour ñuy def tamit gestes yi pour ñu mën comprendre mais waaw xëy na après voilà langage des signes pour bu ñu koy def mais ça am na Sénégal ñuy traduire arabe si ñu koy def bi traducteur la dama bind may def traduction ci wàllu comme ay téere parce que am na téere bu ma bindoon ci aj Makk te boobu sax xam naa au passage incha allah dinaa leen ko andil. incha allah bind nga ko ba noppi. bindoon ci aj Makk ci arab en 2014 mais maa ko traduire en français. macha allah bu defee loolu li ma jublu rek moo di lépp lu ñu wax ci français ci Sénégal wala leneen te muy lu am njëriñ. ma jëm ko traduire jox baaxe ko. public boobu noonu nga xam ne wax naa léegi ne public la bu yaatu. am na solo ñu war a bàyyi xel la tamit. macha ñu war a allah bàyyi. àndalaay. waaw man de astur bi ma ciy dolli mooy que dama kontaan ci bokk ak moom plateau bi parce que dafa am lu bëri lu ma ci jële te benn jour dama doon waxtaan ak sama papa mu laaj ma mu ne ma lan mooy illettré ma ne ko illettré de mooy ku jàngul déggoo français déggoo anglais mu ne ma illettrisme dëgg mooy nga ñàkk dégg arabe ndax est-ce que mës nga gis ku dee ñu koy làkkal ay poème donc mooy benn affaire boo xamante ne dañ ko war a mettre en avant mooy sensibiliser ci importance bi nga xamante ne moom la langue arabe am. jërëjëf waaw yéen ñaar yi ngeen mujjee ëppoon naa ñàkk a wax ma leen yóbbaale woon du ma def musiba aywa kon kalima al axira waaw al kalimatul axira moo di rek maanaam di wax ne Sénégalais yëpp nañu nekk benn ci moment bii nii
moment la boo xam ne nii moment bu difficile du ci Sénégal kese mais ci réew yëpp te bu ñu gisee njiitum réew mi jël maanaam xaalis bu bari yi def ko ci mbir mi bul jàpp ni lii bari na mais keroog même bi may dégg le président égyptien bi mu defee discours xam nga moom it ñoom it mbir mi da leen a laal génn lu toll ci téeméeri milliards ci seen xaalis loolu boo comparé xaalis bu bari lay doon dëgg la muy wax nag naan ñi naan xaalis bi daa bari est-ce que ñun dañoo jàpp ñun dañu am réew wala ñi naan ñun dañoo waxut est-ce que ñun dañoo beru ci adduna bi Égypte am réew la ci comme ci réew adduna bi effectivement Sénégal tamit am réew la ci réew adduna bi mbir ma ci dugg macha allah war nañoo nekk benn jërëjëf li docteur yi di joxe ñu topp ko bu baax a baax macha allah te bul duglu benn waaye bu ñu wax la ci télé bi nan la kii expert la wala nangam bi dëgg la parce que xam naa moo gàttal waaw akar naa ba ñu enregistré premier cas boobu laa ci defoon benn xutba ci jàkka yi ma jiite wasan bi wax ne mbir mi bu ñu ko woyofal ndax benn milliard bi mu génnee moom Macky Sall ne da koy xeex mbir mi xajoon na feneen dëgg la te buñ moytuwul leen mën na ca topp dem nañ ci 1000 milliards sax te loolu ñu àgg wallaay mara day taali la moo tax jërëjëf faaw ñu kontaan nañ lool ci teewaay bi nuyu ñu waa Touba TV yëpp wa sukran bi xudurika fi haadha al barnaamij naskuruka xaayata shukri sant leen gërëm leen jaajëfal leen yéen ñi ñu doon seetaan ci biir réew mi ak bitim réew dig leen daje ëllëg incha allah